mën dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk mbokk yi mbaa jàmm ngeen yendoo ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média dellu soit ak yéen ni ñu koy defee guddi gu jot quartier général ñu fas yéene ci ànd ak yéen fii ba ci kanam guddi gu jot ak couleur bi puisque ñun lépp la ñuy waxtaanee muy diine ji muy politique muy culture muy sport ci partie bi ci kanam deuxième partie bi on sera très sport puisque daañu dalal ay mbër voilà mbër yi itam ci la ñu bokk am na ñu naan c'est des impactés j'entends souvent ñuy wax ni bi crise bi tàmbalee ba tey domaine yëpp la laal waaye dafa laal sport bi dinañ leen recevoir nag ay kàngam yoo xamante ni dañu leen miin ci wàllu lutte et que période bi d'habitude en temps normal daan na fekk ñuy tàmbali tëgg ay combat te ren daanaka mënatul ne ci période crise bi nga xam ni ci la ñu ne donc dinañu leen recevoir bu ca kanamee ñu préparer leen itam ay sujets yu am solo yoo xam ni bu ca kanamee daañu ko waxtaanee ak ñi ma ci àndal comme chaque soir et puis seeni ndimbal itam yëpp a ngi fi ay enveloppe yoo xamante ni bu ci nekk def na ñaar fukki junni plus ay dundu weer ay saaku ceeb ay butéelu diwlin ay tàndarma dañuy maye ba maye saabu maye visière maye masque maye soble maye pombiteer yooyu yëpp rek ci ay njafaat yoo xamante ni bëgg nañu leen ko baaxee yéen ñi nga xam ni yéen a àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média et puis di massaw ñi nga xam ni ñoo ñàkk ay mbokk ci Covid 19 bi tey rek malheureusement jot nañoo am ñaar ñoo xamee ni faatu nañu ci loolee donc ñu ngi massawu seen ay mbokk te gën a dolliwaat ñaax gi ci askan wi nañu góorgóorlu comme que docteur nee nañu ñu yokk cet gi tey dandante ba noppi itam di takk masque yi buñ ci mënee teg visière donc nañu respecter consignes yooyu le peut-être dinañu mën a permettre ñu mën a éviter li nga xamante ni moo di lawuk Covid 19 bi donc takkal sa masque et puis nga toog sa kër lii na ko ñëpp sàlloo xëj na mu mën ñoo protéger bu ko defee ñu jàll ci jaww ji à propos de jaww ji c'est vrai que fi mu tollu tembe ñu ngi jëm nag ci jeexitalu koor jëm korité sànq rek maa ngi dégg ni association sénégalaise de l'astronomie ñoom ñu ngi wax ni c'est impossible ñu gis weer wi àjjuma oui elle pourrait être vue samedi selon madame Kayré ci ay informations yoo xamee ni liir nañu ko ak ay collègues am korité xëy na du nekk samedi su boobaa nag ñi sant ba seen yaakaar dina tas mais on va en parler dans quelques minutes ak Oustaz Assane puisque bu koor gi jeex dañuy jëm ci lu ñu tuddee muurum koor ak war wàcc ngëneel yi nga xam ne ñoo ci nekk dinañu ko waxtaanee bu ca kanamee tuuti en attendant bu ñu descendee ci jaww ji dañ leen di baaxee peut-être température yi suba bu leen fàtte ni ba tey ñu ngi ci période du jamonoy toog seen kër plus jamonoy tàngoor nawet bee xeeñ am na ci ay dëkk yoo xamante ni tàmbali nañu taw mais regardez dëkk yëpp minimum yaa ngi Dakar dina yeewu suba ak 20 degrés Saint-Louis nar yeewu ak 19 degrés Podor nar yeewu ak 24 degrés Matam dina yeewu ak 30 degrés Tambacounda waxi nopp 30 degrés lay xëyee ëllëg ci mardi bi voilà altine tey la altine suba la talaata c'est vrai que amatuñu sax notion du temps ndax crise bi donc tey la lundi suba la mardi donc suba mardi fu mel ni Kédougou dina yeewu ak 29 degrés Kolda 26 Ziguinchor 33 Astafurla 23 degrés xel mu dem baaxul Kaolack 22 degrés Diourbel 21 degrés biir Sénégal Linguère 24 degrés Saint-Louis 19 24 Podor Dakar dina am minimum yu nar toll ci 20 degrés suba ci mardi bi bu ñu demee nag ba jant bi gën jóg daanaka après midi bi daañu am ay pic yu nar toll ci 44 degrés jàpp 41 jàpp 44 degrés boori Matam Linguère mën na wàcc nag ba 43 degrés ñu nar ko prévoir fii di Kédougou Podor ak fi nga xamante ni moo di Linguère 44 degrés Diourbel 42 Kaolack 42 41 Ziguinchor Kolda 42 Dakar 26 Saint-Louis 29 degrés donc loolu mooy maximum yi ci bilaay lii di lang xaw ma man damaa mënulul dara technicien yi rek kii nii ñu ma branché nii ma mel ni ku nekk Sowetaas dañ maa branché mais yàlla ma yàlla àtteeg Abdourahmane amul benn problème ngeen baal ma de yëpp ci la bokk c'est les aléas du direct
voilà je suis en direct et j'en profite quand même pour être à l'aise voilà donc problème réglé et puis ñu jàll ci géej gi peut-être baaxee leen waxtu marée yi yëngu-yëngu ak tekkaaralu géej gi donc marée haute yaa ngi bu njëkk bi météo nga ko prévoir ci fajar gi bu 7h15 jotee suba et puis bi ci topp daañu ko am ci guddi gi boori ndogu bu 19h28 jotee waxtu marée basse yaa ngi bu njëkk bi minuit 57 bi ci topp 13h57 loolu moo jëm ci marée yi et puis jant bi ëllëg ci fajar gi lay xëy bu 6h40 du matin jotee dina tëddi ngoon gi bu 19h32 jotee fekk ñu ndogu ba noppi et puis voilà ñu baaxee leen tamit waxtu julli yi am na ba léegi ay bërëbu jullukaay yu ñu tëj donc bu dee amu leen noddu seen koñ mën ngeen a profito ci lii ngeen sukkandiku ci def ko alarme fajar gi jullee mu ngi toll ci 5h41 tisbaar 14h15 la ñu koy julli takkusaan 17h. la ñu koy julli et puis timis 19h39 gée daañ ko julli 20h39 dafay uute nag selon quartier bi parce que souvent waxtu bi nga xamee ni waa Castor da nga koy julli du bokk ak waxtu bi nga xamee ni waa R100 ca Thiès moom la ñuy julli dina am tuuti différence mais différence su ay quelques minutes la defe naa du ngeen génn muxtaar bi bon oustaz Assane peut-être dina ci mën tontu d'ailleurs léegi nii yow Oustaz ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel teg ci di la ziar xëy na balaa ma lay fekk foofu ba nga may indil ay leeral ci muxtaar ma génne téléphone bi parce que dama fi am ay yóbbante yoo xamante ni bëggoon naa ko woon téléspectateurs yi ay tableau yu rafet yoo xamee ni suñu benn xarit moo ñu ko baaxee jërëjëf Mbaye Diouf wane ko teraanga moom boo ko jotee da nga koy wane période bi sénégalais yi ku ci nekk sa yéene ci télévision Futur Média rëy na ba nga xamee ni ñun mënuñu ludul bëgg ak di leen gërëm donc c'est des œuvres qui appartiennent à son père selon message bi mu ñu yónnee il s'appelle Nourou Sissoko et puis il a juste commencé à peindre il y a 2 ans donc je lis le message directement j'avais comme idée de le booster et montrer ses talents aussi l'encourager de ce qu'il fait donc je donne ces 2 tableaux à Pape Cheikh Diallo et Balla Gaye à Oundiogu et puis je profite voilà pour donner aussi son numéro de téléphone donc voilà c'est un message qu'elle nous envoie j'ai pas son nom mais nee na daal papam moo tàmbali di def esquisse yi c'est bien doom day tontul bàyyi man xam naa sama pap bu doon dessiner nii rek laay def de jël ay tableau mu baax may wane ko mu bon ma wane ko et c'est très joli hein elle s'appelle Fanta la fille donc c'est des tableaux qui sont réalisés par son papa nee na daf ñu ko baaxee Pape Cheikh ak Ndiogu Afia wala Balla Gaye 2 donc regardez on félicite son papa on l'encourage on mettra son numéro de téléphone ci compte yi nga xamante ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi bu ko defee yéen ñi ci bëgg mën ngeen ko defarlu on a même beaucoup de traiteurs qui nous envoient ay lekk ay restaurants ay nit yu baax yoo xamante ni daal ñoom daal dañoo jël télévision Futur Média rek def ko seen yëfu bopp donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm vraiment merci on reçoit tout yenn saa yi dañuy lekk ba suñuy biir fees waaye lépp rek ci cofeel ay mbir yoo xamante ni ça nous surprend souvent ci cofeel boo xamante ni am ngeen ko ci télévision Futur Média donc yàlla na seen jàmm yàgg ñun moom li ñuy ñaan rek mooy bañ leen décevoir te xam leen ni incha allah fasuñoo yéene wàcc yoon bi benn yoon donc Fanta ñu ngi lay gërëm bu baax ci li nga xamee ni yónnee nga ko di ay tableaux yoo xamante ni ils sont réalisés par ton papa ku ci am sa ndey mu ne ci dara wala nga am sa baay mu ne ci dara bi yaboo rek nga jàpp ci ndax ñoom ñoo wóor et puis di gërëm tamit bu baax waa team VIP cuisine ak Ramdan traiteur ñoom ñu ngi nekk Yoff yónnee nañu ay plats yu baax xam naa ci kanam dinañ leen ko won suma rakk ji Awa Diallo nga xam ne ni moo koy coordonné ak tous ces traiteurs ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm alors tout ce que vous voulez ci période Korité bi ñu jëm comme toog leen seen kër la ñu wax mën ngeen def seen ay commande ci 77 667 00 67 di gërëm tamit waa Dani Bou ay xale yoo xam ne ni dañu nekk ay jàmbaar ñoom it ñu ngi def ay plateau ak traiteur merci aux équipes de Dani Bou Mami ak Anta ñoom tamit jot nañu seen ay yóbbante ñu jotaat fi itam yeneen i yóbbante yi mu ngi jógee ci suñu beneen xarit Moubarak Wade que nous remercions Moubarak donc voilà merci xam naa dinañ ci ñëw ak suñu xarit boobu la nga xam ne ni mooy Siba Cissé bu sunu bise depuis Dubaï moom itam offrir nañu ndogu ak xëdd
voilà merci en tout cas kulim Dioum mais jot nañu lépp parce que da ngeen bëgg lool télévision Futurs Médias ba mu jaral leen donc merci pour tout ce que vous faites pour nous li ñuy def rek mooy fekk Assane fa mu ne yaa Oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziar ñu ngi tolloon ci julli ak Muxtaar mi ma wax jëm ci selon quartier bi par rapport ak julli bi buñ ci noppee ñi dem ak yow ci li nga xamee ni moo jëm ci naafila yi. jërëjëf Baye Cheikh maa ngi lay dellee nuyoo di la ziar yow itam di la jox sa wàccuwaay di nuyu bu baax ñi ñu bokkal plateau bi ak ñi nga xamante ni guddi gu jot ci weeru koor bi ñooy ànd ak ñun ci quartier général émission bi nga xamante ni lépp lu ñu fi waxtaan rek luy jëriña la si àdduna ak li nga xamante ni moom moo ji si wàllum diine leen ñaanal yàlla suñu borom defal leen jàmm defal leen xéewal defal leen sutura ni ñu tàmbalee koor gi si bismillahi rahmaani rahim yàlla may ñu ko ñu jeexalee ko ak alhamdulillahi rabbil alamin ziar bu baax xalif généraux yi nekk ci réew mi yëpp fa tabarakallahu ñaanal leen yàlla ñoom itam yàlla defal leen gudd fan yàlla may leen wér ndax ni ma koy waxee seen dund bénéfice la kon yàlla nañ fi yàgg lool di ñu gunge di ñu teg si siraatal mustaqim comme ni nga ko waxee joxe nga léegi waxtuy julli yi ku ne xam na ne l'islam juróomi ponk la gannaaw boo seedee ne yàlla kenn la sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonentab yàlla la maanaam yàlla moo ko yónni bi si topp mooy ngay taxawal li nga xamante ni moom moo di julli muy julli juróom yi nga xamante ni joxe nga waxtu yooyu julli gi nag suñu borom subhanahu wa taala ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demee riñaani mu tolloo rek ak weeru rajab le 27 keroog la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangoo si ki nga xamante moom moo di suñu borom subhanahu wa taala mu nekk farata ba nga xamante ni du wàcc benn jullit ba nga xamante ni muskallaf la ànd ak xelam tànk génnul li nga xamante ni moom moo di àdduna tànk yaa ngi doon jullit ànd ak sa xel rek suñu borom subhanahu wa taala togg na la farata boobu nga xamante ni moom moo di taxawal julli comme ni nga ko waxee nag julli dafa am ay waxtu boo demee si alquran yàlla mu ngi koy wax naan inna solata kanat alal muminina kitaban mawqutan yàlla ne ni julli gii ma jox sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu andil leen ko nekk cadeau bi nga xamante ni moom la jëli woon keroog bi mu riñaanee yàlla ne na julli googu farata la ba nga xamante ni dama ko wutal ay heure maanaam ay waxtu ya nga xamante ni yu fixe la moo tax sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko laajee ana yan jëf la yàlla gën a soppal bi mu si jiital mooy assalaatu fii waqtiha maanaam julli si waxtoom julli nag fuqaha yi maanaam borom xam-xam yi waxtu bi dañ ko wutal ñaar dañ ko wutal li nga xamante ni moom moo di muxtaar tudd nga ko léegi ak li nga xamante ni moom moo di daruri muxtaar nag buñ ko waxee mooy alaaji Amadou Mbaye Garmi mi toog ñu noddu julli jot deful dara kooku na fexe ba waxtu woowu ñu ko si wutal mu julli ko ndax amul ngànt la nga xamante ni moo ko puusal ba daruri waaye ki nga xamante ni dafa nekk bërëbu liggéeyukaay te xëy na bu fa jógee ngir dem liggéey mën na ñàkk liggéeyam wala yu demee noonu wala ngàntal feebar wala nekk si oto wala nekk si avion te wax dëgg yàlla te conditions yi dajawul pour nga julli wala xamoo nu ñuy jullee ci avion bu boobaa yow li la war mooy nga bàyyi ndax am na li nga xamante moom moo di daruri ba nga xamante ni daruri boo ko déggee rek mooy ki nga xamante ni dafa am lu ko tënk ba mënul def julli wi ci li nga xamante ni moom moo di waxtu muxtaar moo tax ñu ne muxtaar maanaam wax bi ñu taamu mooy pour nit julli si julli farataam si nu mu gën a gaawe sallallahu alayhi wasallam nee na teel a julli mooy gën a ëppale ay yiw moo gën a baax rawatina bu nekkee sa jàkk ja rawatina bu nekkee itam julli bi nga xamante moom moo di julli mbooloo ndax waxoon na ne salaatul jamaati afdalu min salaatil fardi wala min salaatil fadli bi 27 daraja sallallahu alayhi wasallam nee ne julli mbooloo gën na julli kenn nit si 20 daraja ak juróom-ñaar maanaam 27 fois kon julli mbooloo bu dul jàkka ja rek ñu defe ko si kër gi ak condition yi nga xamante ni moom la gën a yéwéne waaye itam def ko si waxtu wi si nu mu gën a teele bu julli gi taxawee rek ñu taxawal ko bu fekkente ne ngant dafa am ngant lu sharia nangu boobaa yow da ngay dugg si daruri yi heure boo ko jullee si waxtu daruri rek Baye Cheikh boobaa fuqaha yi nee nañ itam baax na li bañ li bon ñu jéggal ma si kàddu gi mooy julli woo si muxtaar bi julli woo si daruri bi maanaam sàggane li nga xamante ni moom moo di julli te loolu day nekk bàkkaar ba nga xamante ni bu rëy la si ab jullit ndax yàlla wax na ko si alquran am na ña nga xamante ni bu ñu sàgganee julli buñ ko taxawee na mu waree yàlla nee na bu ëllëgee kat am na safara suñuy wax xayyi falaa leen di dugal fa xalafa min baadihim xalfun adaau salata wattabau shahawaati fa sawfa yalqawna xayyan yàlla ñu si yàlla musal kon Baye Cheikh muxtaar a ngi noonu daruura ngi noonu muxtaar daal buñ ne julli jot na rek boo amul ngànt demal bu dee nag am nga ngànt lu sharia nangu boobaa sharia menel nga puus ko ba daruur yi te bu boobaa itam yàq kii ko julli muxtaar yéen a yem ndax ad daruraat tubixul mahdurat à l'impossible nul n'est tenu Baye Cheikh mais koñ bi ak waxtu bi muy julli koñ bële ak waxtu bu muy julli dëkk bële ak waxtu bu muy julli beneen dëkk beeg waxtoom amul benn problème boo ca fekkee rek ca gox boobu mën nga koo jullee waaw ku si nekk fa nga nekk waxtu julli fekk la fa yow sa waxtu jot na tey jii boo nekkee Sénégal wala nga nekk Touba wala nga nekk Tivaouane wala Yoff wala Ndiassane wala Kaolack si kër Medina Baye julli
fekk la fa rek yow sa waxtu julli jot na bul ne man Yoff laa dëkk dem naa Ndar léegi julli est-ce que jot na Ndar déedéet te boo xoolee décalage bi bu dee yaa ngi biir Sénégal benn minute ñaari minute lay doon loolu tamit il faut ñu leeral ko jot ko bàyyi xel waaye boo jógee Sénégal dem France bul toog ne Sénégal laay xaar ñu julli tisbaar wala takkusaan jot fa wala timis mbaa gee mbaa suba déedéet fu fa waxtu julli jotee rek yow foofu mooy sa waxtu julli jot na li la war mooy nga jàpp ba sell lal sa sijaada jàkkaarloog penku bi jàkkaarloog borom bi subhaanahu wa taala joxe furatay julli boo paree tàllal ko say loxo bàyyi Cheikh ñaan ko. lu ñu woor duñ ko waraat fii ak semaine prochaine puisque koor gaa ngi bëgg a jeex. ñu ngi toll nag ci période yu am solo murum koor ak fukk yu mujj yi ñëw nga ci keroog naafile yi itam. bu ko kenn fàtte ndax guddi gu jot ñu wax leen ni bonus la. jërëjëf Baye Cheikh comme ni nga ko waxee weeru koor waa ngi dem mu nekk weeru ngëneel nekk weeru yiw nekk weeru barke waaye nii weeru koor bi di demee tey xol yëpp ñu ngi am benn chagrin xol yëpp ñu ngi tooy ndax weeru koor ni mu neexee ñëpp boo seetloo koor gi ni ngay amee temps bu dul koor doo ko amee temps xale yaa amuñu chagrin de waaw loolu bu nekk parce que koor moom la yàlla suñu borom subhanahu wa taala bindee noonu waaye nee nañu bu ñu xamoon li su koor borom xam ne dañuy bëgg at mi yëpp di nekk li nga xamante ni moom moo di koor boo joolee yonte yàlla daawud alayhi salaam yonent sallallahu alayhi wasallam nee na ñi nit di woore ni mu daan woore moo si gën ñu ne ni mu daan def mu ne da daan woor tey dog suba noonu la dundam yëpp moom yonte yàlla daawud alayhi salaam ñun dëkk xeetu sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla wàccee si ñun weeru koor farataal ko si ñun képp ku ko mën di jullit feebarloo dara dalloo amuloo benn ngant bu sharia nangu ngir nga joxe farata boobu moo tax mu waxoon ne fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu léegi nag koor googu Baye Cheikh fukki fan yu njëkk yi nee nañ yërmande la yi si digg bi njëggal la yi nga xamante ni moom la ñu nekk nag si la borom bi subhanahu wa taala di goreel ay jaamam safara yàlla nañu si yàlla boole amiin waaye li ëpp solo sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko nee na aljana day am na benn buntu ba nga xamante ni dañ ko réserver particulièrement pour woorkat yi ñoom rek ñoo fay duggee keneen ku dul woorkat doo fa jaar te sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko wax te yàlla nee na lu mu wax moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dëgg la ndax wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon naafila yaa ngi dem lu si waaye man si fukki fan ñu mujj yi Baye Cheikh na nga ko def ndax suba am na ñuy def laylatul qadri te boobu suñu yaay Aïcha radiyallahu anha ñu profité aussi bi mu laajee sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko laylatul qadri bu ma fi fekkatee lan laay wax mu ne ko del wax allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna da globalisé yóbbaale ñëpp mooy yàlla yow mi jéggalaa kon nga da nga bëgg kuy jéggale kon yàlla nga ñu jéggal Baye Cheikh yàlla ñu yàlla jéggal aka mën a toilette ne woon naa leen Papa Ané seen Youssou Ndour mooy seen Wally Seck xoola fi mu génn tey kenn xamul basin la kenn xamul soie la kenn xamul ban couleur la def tey pièce bi sax kenn mënu koo analyser wu sax Seck naafila tey bi bu ci yokku dara li nga wax yëpp bëri na naafila tey bi laay joxe maa koy wax finalement waaw bismillah moom laa la laajoon joxe woo ko nga ne ci yeneen comme yaay taalibe bi naafila baa ngi nii dama ko laaj waxu ko kat mun na ci yeneen léegi nag comme jël na suñu temps comme nee na moom mooy Wally Seck man Papa An ma joxe donc regardez juróom-benni rakka la. juróom-benn Assane bàyyi ma juróom-benn la du juróom-ñett maa juum juróom. waaw ayca dem ci waaw juróom-benni rakka la ñu dem. waaw jërëjëf Baye Cheikh comme ni ñu ko waxee. naa fi tey juróom-benni rakka la. boo defee ñaar sëlmal def ñaar sëlmal ndax sallallahu alayhi wasallam wax na ne naafila ñaar par ñaar lañ koy def boo sonnee nga def witr daal dee sëlmal bu njëkk bi nga jàng fatiha benn yoon beneen ñaari rakk bi nga def si qul huwallahu ahad ba mu jeex ñetti yoon nee nañ képp ka nga xamante ni def nga ko suñu borom subhanahu wa taala dana la faral say bàkkaar balaa ngay jóg foofu nga toog di naafila Baye Cheikh kon yàlla ñu yàlla nangul allahumma amin mu ngoog jërëjëf yaa Oustaz ñu ngi lay gërëm bu baax ma bëggoon nag ñu ibbi ak suñu rakk suñu xarit suñu soppee limaay lay doon pour quartier général kooku nag mooy Ndiogu Afia Ndiogu rek laa bëggoon mu ibbil ñu guddi gi laataa ñu koy tàmbali ba di ko détaillé jëm ak yéen fajar ci télévision Futur Média kon Ndiogu mbir maa ngoog. bismillaahi nongali jóg way ki tax ba lépp jàkk mooy ki folli buur ki dag wan ñu ab murit ba nu jàkk bismillaahi nongali jóg way ki tax ba lépp jàkk mooy ki folli buur ki dag wan ñu ab murit ba nu jàkk Seex Rafaa la jara takk der sol dàll weñ di ko wër di dox ba dàll yaxar yaay sunu mbër waaju bëgg ndam na la far nga làmbi diine yi far waaju bon ba ñëw nga defar musuloo jóg ci sikar fuñ la fekk ngay takki der yaay ki jéggi yoon ya ca kaw xuus nga pays ya jàll basar
lañu ko may ba julli wàcc koog waa këram ba du ca dal waaju ko weddi laa yërëm léppam la yàlla wax ci alxuraanu karim loo ci xamul maanul ci ay mbiram ni xiim Bamba ko ne xamal Ibra Faal li yàlla dogal yaay ki daan ci làmbi ndigal wàccee naa la faal dalalal lampi baabul muridina ma farma yaasin daawul ni ci mbul jekki ndeñ te neexiree a tax ñu jaayante luñ dootul xàccee Cheikh Ibra Faal noo ngi sa ginnaaw Cheikh Ibra Faal noo ngi sa ginnaaw jublu la woon ñeneen gannaaw yóbbu nu gaaw yow lañu am yow lañu xam yow lañu gëm yaa nu gënal keneen ku dul yow fii ak fa nu jëm bu dul woon ak Cheikh Ibra Faal Bamba réer ba ñibbi du ñu jariñoo Lamp Faal Babul Muridina jaam ñi yaa leen ni gindee Lamp Faal Babul Muridina jaam ñi yaa leen ni gindee Lamp Faal Babul Muridina jaam ñi yaa leen ni gindee ndegam yàlla jëf rek lay fay ëllëg Cheikh Ibra Faal dina dégg eskay ndegam yàlla jëf rek lay fay ëllëg Cheikh Ibra Faal dina dégg eskay fekkoon na daara ya diir moo dindi àllarbaak di béer moo njëkk a yalwaan ni di roon ñii di koree ñii tex texe ilalaaw ilala faal njaga yaaram ba la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha illallah faal fa la ilaha illallah barkeb maam Cheikh Ibrahima jaajëf jëf Ndiogou Afia tey noonee la ñu leen bëgg a bégalee ci guddi gi ci télévision Futur Média daañu dellu soit foofee nga ne ci studio ba nga toogee bu ko defee mu doon ay cant rek ci quartier général bi ñun ñëpp a ngi fi fas yéene leen gunge fii ba ci kanam El Hadj Mbaye Garmi ñu ngi lay nuyu di la ziar ndokkeel la joxati la sa wàccuwaay waxuma ñun ñi ngay toogal rek. waaye ba ci kër yi ku ci taal télé ba séen la rek macha allah xolam dafay sedd mbay. jërëjëf Baye Cheikh. maa ngi lay nuyu bu baax di la sargal di la ndokkeel di ndokkeel sama jarbaat yi ma bokkal plateau bi di ci jiital oustaz Assane mu yóbbaale sama jigéen ñi maa ngi yëri Maymuna Guèye di ko sargal bu baax a baax di bég nag bu baax ci Fati Dieng di kontaan ak ci Mamadou Ndiaye Papa Bale bu baax a baax di nuyu tamit sama jarbaat bële ca gannaaw yàpp ma lool di Coro Mbaar Ndiaye mu tam maa ngi ko nuyu di ko jox wàccuwaayam di am mbégte tamit ak contentement bu baax Baye Cheikh. wóolare boo ci génnee dara boo ko génnee ci nit dara desu ci. wallaahi Baye. buñ la yónnee ci ku bari wóolare bul sori. demal ci Ndiogou Afia mii. dafa fidèle de. ajuma bu nekk bari na ñoo xam ne ñii mel ni Amadou Mbaye Garmi message am dina tabbi seen téléphone. day yónnee ba yónnee Sané mi raxas. te Baye Cheikh. fidèle. baax dafa am solo fidélité Baye Cheikh nit boo ci dindee wóllëre boo ko dee seet buñ la yónnee ci ku ñàkk wóllëre yónnil fàtti fidélité gor su baax a ngi nii kii nu invité traversé na ak Youssou Ndour tubaarkàlla tukkeek moom waaye damoowu gor su baax si kii tey nu invité boo ko fekkee ci ëttu sëñ Afia Mbacké ca kaw la ko teg gor si nu invité Baye Cheikh dëgg-dëgg boo ko xoolee ci fi nga xam ne nii mooy gawar a mani ga mu dëkk ci baayam yu baax yooyu le nga xam ne dafa doon lii muy def ci nit ñu gor ñi te baax gor si def ci bokk fidélité man de sopp naa lool am contentement mbégte bokk ak moom plateau Baye Cheikh am na yoo xam ne yi dëgg-dëgg dafa baax ci gor dafa jar a waxtaane sax te Baye te Ndiogou Afia mi def ci bokk kon Ndiogou maa ngi la ziar di la ndokkeel di la jox sa wàccaay bu baax a baax bàyyi woonu benn yoon déedéet bi nga jàppee ba léegi tu nous as attaché mais tu n'as pas laissé maa ngi laa ndokkeel jërëjëf Baye Cheikh loolu rek laa ubbee loolu kontaan nañ ci Ndiogou dafa fidèle
te fidélité léegi dafa xaw a raar ci réew mi dañu ne ci réew moo xamee ne ku ne li la intéressé rek tant que yaa ngi defal nit ki li ko intéressé yaa baax bu amee tuuti jadd wala keneen def lu similaire rek ñu ne la fa ñu ko dem ca kookee donc fidélité daanaka dafay ñàkk te moom da koo am Ndiogou Afia donc saa yu ñëwee ñu nit ñu sargal la et tu le mérites yàlla na suñu borom dëgëral la te wéral baat bi jërëjëf El Hadj Man Mbaye Garmi Maam Faté ngi fi bu ca kanamee ñu seeti beneen jigéenu jàmbaar comme à chaque fois nga ñëw ci quartier général bi comme d'habitude Pape Cheikh xanaa rek ma nuyu la jox la sa wàccuwaay naka noonu nuyu itam sunu téléspectateur waaye ñi ma bokkal plateau doore ko ci suñu kilifa di Garmi Oustaz Assane Maymouna Mamadou Ndiaye Corombaar Ndiogou Afia sunu xarit bi sunu wóllëre ni ko Garmi waxee quartier général doorati na ci kanam tuuti Pape Cheikh daa ñu dem seeti beneen jàmbaar mu tudd Assou Fall. voilà nañ ko découvrir moom itam jàmbaar la. elle se débrouille bien dafa am baat boo xamante ni souvent du ma ko bëgg di génne mais bon ñun dañu leen di tuddee ay puune. voilà albinos albinos defe naa ci tubaab souvent moo gën a yomb wax mais bon elle est tellement brave qu'on a envie de vous la présenter bu ca kanamee tuuti. ndax ab jàmbaar la bu kenn dootul werante fàq tëdd la sax. ak Fatim muy Assou Fall. et puis dinañu waxtaanee njàng meeg njàngale mi ñu ngi ci période boo xamante ni waxuma jàngalekat yeeg waa ministère mais xale yi sax ak seen i waajur la ñoo jaaxle et puis malheureusement Covid 19 bi dafa laal lool projet yu mag yi nga xamante ni daanaka ñu ngi ko jagleeloon njàng meeg njàngale mi on en parle bu ca kanamee ak Massiré Maymouna Gueye. Pape maa ngi leen nuyu di nuyu ñi ma bokkal plateau bi ak ñi ñuy seetaan yëpp di am mbégte comme ça su ne di ñëw ci quartier général bi donc comme ni nga ko waxee on va parler tey ci projet yi nga xamante ni moom moo am fële ci ministère de l'éducation nationale parce que gis nañ ni que jàng bi arrêté na alors que xam nga bu ñuy wax gérer c'est prévoir et planifier amoon na nag ay projets yu mag yoo xamante ni ministère yi dañ ko amoon waaw ci wàllum jàng beeg jàngale bi mais Covid bi ñëw def li mu def donc dem nañ seeti woon aussi ki nga xamante ni mooy seen directeur planification ak réforme su kanamee dinañ ko déglu mu wax ñu daal projet yooyu finalement nan lu mujjee ak effectivement xaalis bi nga xamante ni moom lañ ci prévoir fan lañ ko mujjee dugal. du ñoom rek ñoo impacté borom restaurant yeeg borom hôtel yi maa leen yërëm fi mu toll tembe am na restaurant yu bëri yu tëj hôtel yu bëri yu tëj donc ñoom c'est des impactés on a fait un reportage am na gëstu boo xamee ni def nañu ko jagleel leen ko ñoom itam bu ca kanamee ñu ànd ceeg Corombaar Ndiaye Amadou Ndiaye Bisaan Ndiaye Mbaar Ndiaye Jogomaay ak ñun ñii sax on est impacté ak ñun ñii sax on est impacté am na suma mbokk animateur bu ma yónnee démb ne ma présenté tul cérémonie xarmatam la woon dematul présenté événement xarmatam la woon ma ne ko nga muñ rek yàlla baax na yàlla waxul kenn dara dañ ci ànd kon ak Corombaar Ndiaye impacté yooyu la nga xam ne ni ràññee nañu leen ci wàllu hôtellerie ak restauration. voilà Baye maa ngi lay nuyu bu baax nuyu ñëpp ñu bokkal plateau bi jiital ci nuyoo bi tonton Garmi sama nijaay bopp tonton Garmi maa ngi lay ziar bu baax nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan tous les soirs ci quartier général ni nga ko waxee tey dinañu waxtaanee yeneen impacté parce que démb ñi nga xamante ne ñoom ñoo di GPI tey tamit ñu ñuy waxtaanee naka noonu ñoom ay impacté lañu di ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci bépp métier bu jëm ci wàllu hôtellerie ak restauration parce que ñoom non seulement li nga xamante ni moom moo di Covid bi daf fi jaar bu ñu nekkee nag ci diggante ñàkkum client ak yenn ci patron yi am noo xamante ni noonu la ñu bëgg a doxee ñu dëppoowul ak li nga xamante ne moom la état bi digle muy ay jafe-jafe yoo xamante ni ñoom ñu ngi koy dund dinañ ci waxtaan dinañ leen dëgtal waxtaan bi ñu sekk ak Pape Béranger Ngom mi nga xamante ni moom moo jiite OFOR di kuréel gi nga xamante ni moo ëmb ñiy liggéey ci wàllu hôtellerie ak restauration ci kanam tuuti incha allah. voilà donc sujet yu am solo dañu waxtaanee tàggat yaram Balla Gaye ngi ci ginnaaw ak Gris Bordeaux duñ fi bëree de. ndax li réew mi xare rek doy na duñ ci teg mukk ay combat entre Balla ak Gris mais on va parler sport quand même parce que ñoom itam ils sont impactés les sportifs sont touchés depuis crise bi tàmbali Mamadou Ndiaye daf ñoo sonal mag Mame Fatou Ndoye ak ces sportifs qui sont touchés par Covid bi donc bëri na ay laaj yoo xamante ni bëgg nañu leen ko baaxee ñoom ñaari mbër yooyu Cheikh Tidiane Diagne itam jóge na RFM ñëw fas yéene ñu dooleel comme toujours ci quartier général sotti ci ak def ci la waa RFM di fi jóge waa TFM di fa dem yooyu yëpp ci ay collaboration yu am solo la yoo xamante c'est pour le bonheur des téléspectateurs des auditeurs et des internautes donc Cheikh Tidiane moom it on le retrouvera bu ca kanamee ci beneen studio bi sinon ñu wax leen ni itam daañu ibbi ab tënk ci wàllu yëfi maaman ak garabu wolof ak pajub cosaan dina am borom xam-xam bu mag boo xamee ni moom it dina bokk tey ci waxtaan bi surprise lay doon il va nous rejoindre bu ca kanamee ci quartier général puisque guddi gu jot
ak li ñu indi. voilà mooy seule émission boo xam ne bu coowee coow li bëri bu coowul coow li bëri donc léegi dañuy obligé rek di coow rek voilà donc dinañu waxtaane ay xarfa fuufa sama sëriñ laa woo bu doon ci télé yu mag yi bu ma waxee lii rek dañuy def comme ça ma tiital ñëpp sama marabu non je blague daañu waxtaane pajum cosaan ak borom xam-xam bu mag dina def ay affaires yu garaaw yoo xamante ni vous allez suivre ça bu ca kanamee ci quartier général bi ñu ànd nag ak ay partenaires ñooñu mënuñu leen bañ gërëm Kulim Dioum Orange ba CO jaare ko ci pâte dentifrice bi nga xamante ni day weexeel bañ tàll yooyu yëpp ñoom jagleel ko ay sénégalais TQG Orange Kulim Dioum Mamadou Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm. maa ngi lay gërëm Pape di gërëm ñi nga bokkal plateau bi di nuyu téléspectateurs yi ak internautes yi ci nuyoo bi ñu jiital ci El Hadj Mamadou Mbaye Garmi ak ñi nga bokkal plateau ak ki nga xamante ni mooy Diogo Afia ni nga ko waxee noonu la ñi nga xamante ni ñooy partenaires yi ñu leen di gërëm bu baax si confiance bi nga xam ne jox nañ ko groupe Futurs Médias surtout émission bi di quartier général jiital ci nuyoo bi ak gërëm gi di waa Orange mi nga xamante ni tey sax dafa jagleel benn bonus internet bu 4G boo xamante ni le 18 ak le 19 mai boo xam da ko jagleel clientam ay bonus yoo xam ne 200% ci boo jëndee pass bu tolloog ci 250 MO ci internet ak pass bu semaine bi nga xam ne jagleel na ko ñi nga xamante ni ñoo nekk Orange School ci 300 MO boo xam ni internet la mu nekk offre bu intéressante boo xamante ni Orange da ko jagleel ay clientam mën na loolu nag disponible na ci dièse 1 2 3 4 dièse wala dièse 144 dièse wala ci application bi di Orange et moi mu nekk lu am solo li nga xamante ni Orange jagleel na ko ay clientam ci weeru koor bi ñeneen ñi ñuy jiital ci wala ñi ñuy teg ci gërëm bi di waa Kandia TQG Touba Quincaillerie Générale NMA avec les pâtes Pastami Orange Sow Ardo Savon La Main sant yàlla boutique Prestige Déco chez Katia ak OCO nga xamante ni ndox mu am solo mi nga xam ne mi ngi fii ci plateau bi déjà ak huile chef Aïda ak waa Wave ak bi nga xamante ni mooy pâte dentifrice bi di Jamila bi nga xamante ni mooy moo nekk pâte bio mu nekk lu am solo di remercier bu baax suñu mbokk internautes yi xam naa ne nag yéen a ngi laaj seen ndimbal waaye Pape Cheikh dina ci ñëw léegi wala balaa ñoo jeexal ci yéen a ciy ñëw dinañ ci ñëw bu woowee wi jibee ngeen jël ko waaye bu joxee jibee ngeen juux ma ko joxeel rek ñoom loolu la ñuy wax sax dañ lay indexé ne Pape Cheikh waxal laa bëgg ñu indexé dañ naan Mamadou Ndiaye waxal Pape Cheikh bu jox bu leen ñu fàtte duñ leen fàtte yéen internautes yi mën ngeen ñoo suivre ci Facebook ak li nga xamante ni mooy /TFM fële ci Twitter di hashtag bi di QGTFM 2020 yéen ñuy suivre aussi ci www.kingfm.sn en temps réel mën ngeen am coulisses yi xew fii ci quartier général mais surtout ak li nga xamante ni moo fi xew en temps réel mën nga ko am ci www.kingfm.sn wala www.igfm.sn lépp daal disponible na ci YouTube ci plateforme yi nga xamante ne moo nekk ci réseaux sociaux yi wala yu groupe Futurs Médias teg ngir fas yéene tey ñu am waxtaan bu am solo ci wàllu sport bi tàggat yaram bi nga xamante ni impacté la ci Covid bi bu dul rek ci football bi mais surtout ci làmb ji ak coow yi nga xam ne judd na fekk ci kanam dinañ ci ñëw gën ko yaatal Pape Cheikh. làmb ji bëri na coow de. bëri na coow trop Alioune Sarr sama xarit la nag. waaw surtout loolu mooy wax coow li sax. ndax dañu ko bëgg a génne ci waaw mbër yi d'accord ñu li nga xamante ni Alioune ku baax la. wala yooyu yëpp jarul wax ci kanam droit commenter ci kanam ñu ñëw ci. Alioune daa baax de président CNC. docteur Alioune Sarr ci kanam mbër yi dinañ ko waxal surtout saa jukka la nit ku baax la de man de miin na ma juddoom waaye fi CNC dama ci xamut lu bëri yàlla baax na xanaa ñu bàyyi ko Balla ak Gris rek Gris nga tool ni mbër la sax waaye Gris daal fauteuil dañu ko indil benn fauteuil sànq ci coulisses yi je vais vous montrer ça Gris xaju ci boobu dafa obligé wootee déco prestige déco ñu jël seen canapé pour ñu indil ko mu doon chaise ci moom girée ngi ci ginnaaw canapé lañ ko bu mu jee jox léegi nag Balla nag xaw ma lu ñu koy jox xanaa mu wuufanteeg Gris rek yàlla baax na de toute façon on les retrouve dans quelques minutes ci plateau bi voilà et puis Mao mu ngi may xamal ni effectivement canapé bi ñu ko indil mu doon si waroon nekk chaise ci moom mujj koo jot Gris da cee mujj taxaw waaw wan ma image bi Mao comme yow dara saf la borom ñaari galon yu boof mu ngoog Balla ngi voilà Balla mi ngi muuru rek dañ ko digal man lii foog ma laaj ko kawaram gi mu yar ak muuraayam gi mu nekkee dama ne woon buri laay woo wala sumbulu xaritu kaw-kaw yi waaye damay bàyyi rek ba Balla ñëw
ma doog ko poser question yu am solo yooyu ci muuraay beeg yooyu giri lu ma leen waxoon ci giri mu ngi nii de ils vont faire benn jàkkaarloo bu am solo bu ci kanamee ci plateau bi ci quartier général Oustaz Assane balaa ñuy ñëw ci yow ñu profité ci rek jël téléspectateurs yi ay wane nga xaas dama ko doon nëbb xam ngeen yéen da ngeen di gis mag mu indi secret xaas mii dama ko doon nëbb mais garaawul comme wane nga ko ba pare daañu ko recevoir bu ca kanamee moom itam ci plateau bi donc 88 628 22 22 88 628 04 05 ak yeneen numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu benn par benn ci écran bi dina mën a tax ngeen am dundu et puis yi ñu ci teg nag mooy lii ngeen di gis ngeen tableau bi yëpp ay saaku ceeb ay diwlin ay pomme de terre ay soble di leen émission ba noppi tegal leen ci ay ndimbal vraiment lii quartier général rek moo ko mën pour yéen donc ku njëkk a dugg di nga am lu ñu la dimbalee démb dañoo maye machine tey itam amaat naa fi beneen machine boo xamante ni mu ngi jógee ci monsieur le ministre Dame Diop ministre formation professionnelle artisanat ak emploi moom it ci wàllu emploi la maye benn machine boo xamante ni ki ñu koy jox mën na tàmbali projet de ñaw wala defar ay masque pour quartier am donc ku ci sa wërsëg nekk rek ñu may la ko ñu ngi leen di xaar 88 628 22 ak yeneen numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi na téléspectateur bu njëkk bi dugg laataa ñuy waxtaane muurum koor ay question yu bëri lañ ciy faral di posé xam nga nag waxaat moom du bëri wax waaye muurum koor yàlla xam na ni ustaas yi expliqué nañu ko ba tàyyi ci rajo yi expliqué ko ba tàyyi ci télé yi mais ñun yenn saa yi dañuy fàtte moo tax Oustaz Assane dina ci ñëwaat ci ni mu gën a leere bu ko defee laataa korité bi ngeen mën a profité bu baax def li nga xam ne ni moo jëm ci muurum koor allo. allo waaw. kooku. allo. allo. man la Khady. yow la kan. allo man la Khadijatou Badji. Khadijatou Badji. waaw. yow Badji fan nga Badji Dakar wala Badji Casamance. ah Casamance xanaa. fan ci Casamance nga dëkkee Badji. Bignona. ah Bignona yow Joola fan nga Bignona. waaw. waaw yéen kasumaay képp rek. waaw képp rek. waaw kay kata booloog ñoom seen c'est bien bokk leen nag sama joolaa yee nekk karoon nga xamante ni nga zumbay la ma la ñuy wax ak joolaawu kii bi ak activiste bi ma invité woon nu mu tuddati Guy Marius Sagna ñoom seen joolaa noonu la ñuy nuyoo joolaa yi dañoo bëri te bokkuñu te bii bu kii la Bignona ñoom seen joolaa dafa simple kasumaay kepp kata booloo kati sinde iñaa omey ombok kooku bo yaa ngi xase. be man joolaa la moo tax. waaw joolaa 100% la. moo tax nga baax. man joolaa karoon la karonike la. moo tax nga baax. waaw kay karonike la donc yow nga ni Badji nga sant. waaw. yow dama lay may loo ñànkata ngay rek. waaw. maa ngi xaar. dama lay teel a may 100000. waaw. 100000 bi xam nga lu ma la ciy tegal. waaw. bankal saaku ceeb. suukar. diwlin bankal. waaw. soble bankaatal. waaw. pomme de terre bankal. bari na. café ak diwlin. def nga lépp. def naa ci gel masque ak visière. def nga lépp. plus 100000. lépp mat na. yëpp yaa ko moom sa dund la ak sa korité. yàlla la yàlla fay. amin amiin jërëjëf. bul raccrocher comme ça ñu xool naka ngay def ba jot ci dund boobu ak xaalis bi dégg nga. merci Badji béniker comme ils disent les Joola moi j'adore les Joola parce que ma meilleure amie elle est Joola donc du coup dama leen yàpp te sonal leen donc ñu ngi koy gërëm bu baax moom mi sant Badji boo amee keneen ku dugg ñu may ko mën na maa may léegi ñeent fukki junni El Hadj Bay Garmi xaalis baa ngi de pour ñoom la. daraa nga daal bët leen ko sàkk ak joxe. wallaay Mbaye. Baye Cheikh salaamaaleykum rek nu jox la 100000. ak dund te may ak xeexayam. loo ci waaj doo ko def na gaaw Mbaye. man waajuma ci dara. Mbaye cay Baye Cheikh. may ak xeexayam boo préparé wu ne dinaa ko dóor tey doo ko dóor da nga koy songu directement xeexal ak moom moog mayayam loo ci waaj doo ko def beneen téléspectateur bu duggee léegi ma may ko. voilà allez allo. allo. kooku. man la Fatou Ndiaye. Fatou Ndiaye na nga def. maa ngi si jàmm bu baax. Fatou Ndiaye yi ma xam yëpp Fatou Ndiaye indo lañ leen di woowee de. Pape An am na Fatou Ndiaye këram de indo la koy woowee de. mun naa nekk Fatou Ndiaye daal laa tudd. am naa suma rakk boo xamante ni Feus Galsen lañ koy woowee France la ne ab cobraan la ci Facebook bi waaye Fatou Ndiaye la tudd de.
foo dëkk yow Fat Ndiaye. xam naa ne yow fan nga dëkk. man maa ngi dëkk Géejawaay. yaa ngi dëkk Géejawaay fan ci Géejawaay. waaw. fan ci. Géejawaay corniche Géejawaay wax nga dëgg corniche Géejawaay c'est bien ça duma la téye lu yàgg ma teel laa jox sa ndimbal rek. quartier général may na la xaalis bee la gënal wala dund bi bu la ci gënal. ñaari de baax na waaye nag xaalis baax na. jeena kon jox naa la xaalis bi 100000 nga préparé sa korité. waaw d'accord merci beaucoup. jeena Fat Ndiaye kontaan na ma. jërëjëf merci beaucoup. ayca bul raccrocher comme ça ñu jël la ci ginnaaw ñu mën a xool naka ngay def ba jot ci xaalis bi merci beaucoup Fat Ndiaye yaa Oustaz ñu indi ay leeral jëm ci li nga xamante ni moo di muurum koor. jërëjëf Baye Cheikh li ñu andi dafa nekk la nga xamante ni lu am solo la. comme li ñu koy waxee at mu jot daanaka ustaas yi waxtaan si télé yi si rajo yi mais l'islam diine la ja nga xamante ni yàlla boo demee si alquran dafa wax Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foo toll del fàttali ndax nit dafa bokk si nature am fàtte te doomu aadama matul ku matul nag kon ñun ñëpp matuñu jaadu na saa su nekk ñuy fàttali suñu bopp ak ñi nga xamante ni ñoo ñuy topp muddum koor nag olof yi ñoo ko yàq naan murum koor waaye mudd la muy natt li nga xamante moom moo di natt booy def ngir génne ko ci bu koor gi di waaj a jeex mu nekk la nga xamante ni Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si moom lañ ko jëlee moom moo ñu ko jàngal ko ay saxaabaam ndax boo demee si xadis ibnu Omar dafa wax ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakatal fitri ala nnaasi min ramadana saan min tamrin aw saan min sha'irin nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa farataal wala dafa wax ne war na si jullit bu nekk bu weeru koor gi demee bay waaj a jeex mu génne lu tolloog saa si tàndarma wala ci li nga xamante ni moom moo di pepp saa ànd ak soo ko déggee tey ji borom xam ne ni ñu ko nattee mooy lu mat 1 kilo 800 wala 2 kilos au minimum dina mat 1 kilo 800 wala 2 kilos bu fekkente ne nag doomu aadama bi yàlla dogal na mu nekk si dëkk bi fekkee weeru koor woor ko ba mu jeex li ko war mooy mu génne mu dum koor su fekkente ne mën na ko ndax looy génnee ñi ngi koy jox mooy ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen gannaaw ndax boo demee si alquran yàlla lim na leen mooy ñi nga xamante ne ay fuqara lañ mooy ñi nga xam ne amuñu lu ñu ndekkee amuñu lu ñu añee amuñu lu ñu reere ak miskin mooy ki nga xamante ni am na lu mu ndekkee waaye amul lu mu añee wala am na lu mu añee waaye amul lu mu reere ñu mel noonu la ñuy seet ndax ñun tam gox boo jël si réew mi rek ña fa dëkk xam nañ ne am na ña nga xamante ni xëy na suñu borom dogal na ne seen loxo jotul seen gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam dag jàngale ne ñooñu nañu natt muddum koor ñu jox leen bu njëkkoon dañ doon jël li nga xamante ni moom moo di tàndarma wala pepp fale ca Medinatul Munawwara ndax borom xam-xam yi dañu ne ki koy génne day xool dëkk ba la ëpp lu ñuy dundee mu jël ko génnee ko mais jamono day dox l'islam tamit day dox mais borom xam-xam yi am ñu wax ne itam bu fekkente ne mën nañ ko génnee liquidité jox ko doomu aadama bi sax xëy na moom mooy gën lu tax parce que tey jii boo fekkee benn faqir wala miskin koo xam ne nécessité la loxoom jotul gannaawam ñii di jot natt mu dum koor yëpp jël ku nekk 1 kilo 800 ya nga waroon joxe ak sa njaboot yëpp jox ko te fekk amul lu mu jënd soble lu mu jënd diwlin lu mu jëndee ndawal lu mu jox ay doomam ñu sol lu mu sol moom boobaa day obligé jël ceeb ba demaat si marché ba di ko jaay ngir mën a jënd ay li muy soxlaa ngir bésu korité mu bañ a fande njabootam bañ a fande bu fekkente ne nag loolu dañ ko jox xaalis moom day am choix jënd li ko neex feetu comme ñëpp ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na julliti ñaari feet yi la ñu am muy bésu korité ak bésu tabaski moo tax ñaari bés yooyu saa su nekk dañu war di si góorgóorlu ba duñu gis benn jullit buy taxaw si mbedd di tàllal loxo naan fii sabilillah wala lu waay am wala ngir yàlla te loolu jullit bu nekk daf ko war a éviter mbokku jullitam ndax ki ñàkk tegu ko boppam ki am joxul boppam suñu borom subhanahu wa taala moom mooy joxe suñu borom subhanahu wa taala moom mooy xañe waaye beneen aspect bi nga xam ne dafa am importance si muddum koor mooy li nga xamante ni moo tax ñu koy génne ndax ñun dañuy woor ba tegu weeru koor léeg-léeg ñu xool lu ñu warta xool léeg-léeg mën nañ laal lu ñu warta laal wala ñu wax lu ñu warta wax wala ñu dem fu ñu warta dem nee nañu boo génnee muddum koor sew-sew yooyu nga doon def wala rëcc-rëcc yooyu nga doon def si biir weeru koor gi moom mooy daal di compenser li nga xamante ni moom moo di rëcc-rëcc yooyu te nit matul ku nekk mën nga woor def la nga xamante ni deful wala nga wax ko léegi ki nga xamante ni nag moom dafa nekk jullit ba pare feebar weeru koor gi yëpp mënu ko woor kooku itam day génnewaale li nga xamante ni moom moo di muddum koor bu fekkente ne mën na ko bul ne man wooruma woon rek ndax manuma woon
wooruma woon rek du ma génn muddum koor ndax muddum koor ñaar la ñoo si am intérêt yow miy joxe da nga siy am yiw te yiw du doy yàlla moo ne fastabiqul xayraat fu ngeen déggee yiw dem leen fa xëcc ko ñoddi ko mu ñëw si yéen waaye itam dafa am ñi si am intérêt muy masaakin yi nécessité yi nga xamante ni suñu borom subhanahu wa taala dafa dogal ne seen loxo jotul seen gannaaw charte yi nag pour nit ki mën a génn muddum koor bokk na si day nekk jullit ndax ku dul jullit bokkuloo si l'islam tegu la dara parce que doo jullit beneen bi mooy nga man gi nag mooy nga mën a joxe li nga xamante ni moom moo di muddum koor bu fekkente ne yow mën nga joxe 500 te fekk ne 1 kilo 800 la ñu waxoon te yow amuloo lu mat njëgu 1 kilo 800 waaye mën nga joxe 500 te du la wàññi dara boobaa itam nga joxe ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne ida amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum su ma leen digaleen mbir lu si waay man rek na ko def bu kenn xeeb waaye itam bu kenn yéem yow mi nga xamante ni nag am nga sa njaboot ñu nekk sa biir kër képp ka nga xamante ni yow yaa ko war a dundal rek xamal ne yow yaa ko war a génnal li nga xamante ni moom moo di muddum koor koy dundal mu nekk sa kër rek yow yaa koy génnal muddum koor bu fekkente ne man nga ko bu fekkente ne mënuloo ko nag wàcc na la ndax suñu borom subhanahu wa taala tegul benn bakken bàyyi cheikh la nga xamante ni mënu ko. mu ngoog donc noonu lañ koy nattee mais am nga peut-être sañ-sañ yokk ko selon sa boo amee moyen bu ñu ne comme ñaata la ñu war a joxe bu dee xaalis la bu dee xaalis nga ko def. bu dee xaalis la par exemple bu ñu ne kilo ceeb 400 francs lay jar. mais nag boobaa yow da ngay xool yow ban façon ceeb ngay dundee. mais waxuñu la ngay togg sa kër kilo 500 ñu ne muddum koor nga joxe kilo 200. la ngay lekk lu toll noonu moom ngay génne. donc dañu ne ku nekk la ngay dunde lu toll noonu moom ngay génne. ku nekk rek nga war a yam bu la neexee nga yokk ko wala arrondir ko genre. waaw suñu borom subhanahu wa taala boo demee aaya bi mu farataale koor wax na ko fa. wa man tatawwa xayran wa huwa xayrun lahu nee na yàlla nee na bu fekkente ne am na ñoo xamante ne mën nañ porté wu volontaire joxe la nga tey jii boo waroon a joxe 10 000 francs nga mën 50 000 yàlla nee na joxel 50 000 yiw lay doon bien sûr mun na ëpp li ñu ne mooy obligation natt bi yiw yay ëpp rek tuyaaba yi yokku rek bàkkaar yi gën a wàññeeku suñu borom subhanahu wa taala far ko kon ku mën 50 000 war a joxe 10 000 mënee 50 000 te du la wàññi dara yëkkatil 50 000 nga jox ko ndax yàlla nee na lu ngeen joxe rek man dama leen di wuutal remplacer leen ko nga xamante ni fii si àdduna ak àllaaxira la nga xamante ni bu ngeen ñëwee da ngeen ko fay fekk te yaakaar naa ne ñun ñëpp li ñuy dund si kaw suuf mooy bu ñu demee fekk suñu borom subhanahu wa taala ay yiw ya nga xamante ni kenn xamul nu mu toll te Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ne bokk na si lii yàlla suñu borom subhanahu wa taala gën a bëgg mooy nga fekk sa mbokkum jullit nekk si ay jafe-jafe nga dimbali ko jox ko lu mu dundee wala jox ko la nga xamante ni moom lay def si biiram ngir mën a dëgërlu ndax ki nga dimbali ba mu mën a jaamu yàlla bàyyi cheikh xamal ne lépp lu mu jaamu yàlla si la nga ko dimbalee mu lekk ko wala mu suul ko da nga ko si am ndax addallu ala al xayri ka faa'ilihi loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nee na ki dimbali nit si lu baax kooku lu mu def si lu baax rek yow jàppal ne da ngay am si yiw woowu doo ko yemale ci sa ay doom rek ba ci jànk bi liggéey ci biir kër gi waaw jànk bi liggéey ak surgo yi bekket yi jànk bi liggéey si biir kër gi xam nga moom day ay surgo sama kër waaw xam nga moom déjà te yéenoo ma leen murum koor dama leen bëgg a génne ci kër gi waaw lu la jaral loolu. waaw dama sonn daal. déedéet jaru ko parce que loolu lépp yiw la xam nga jànq bi si biir kër gi moom dafa ñëw pour daan dooleem. moom bu fekkee ne liñ ko siy fay. liñ koy fay mën na si génne mu dum koor te yàqalu ko dara bu dee du faqiira wala miskina boobaa amul problème mais bu fekkente ne war na ko ne bu si génnee li mu sori génne xëy na moom peut-être am na ay doom yu mu war a génneel mu dum. mais yow mi muy liggéeyal nag. yow bu la neexee nga génne waa leen. daf lay neex. waaw parce que moom mu ngi liggéey. bu dee liñ koy fay mën na ko si génne. te du ko gaañ. ndax l'islam deful loolu kenn loo nga xamante ni lu lay gaañ la. mën nga ko mën na ko génne bu dee da koy gaañ rek yow mën nga ko génne waa leen. ndax jànq yi aussi léeg-léeg am ñoo xamante ni mën nañ am fay gu baax. am na ñoo xamante ni liñ lay fay itam buñ si génnee seen paas sax amaana mu jeex. waaye xale bi juddu. ñu ne suba la ñuy korité mu ñoom it dañoo war a def syndicat. di exiger ay contrat de travail comme ñëpp salaire congé avance korité dégg naa bu ren du ñëw ci Covid ak yooyu yëpp jànk yi nañu góorgóorlu def seen ay syndicat di grève xam nga di grève di créer ay contrat de travail c'est vrai hein parce que c'est un travail comme yeneen liggéey yëpp def ay contrat de travail bu ñu demee seen kër patron yi ñu signé joxe identité ak yooyu yëpp ñu signé leen ñu leen di jox ay avance tabaski ay
ay avance qualité naa ren bi du ñëw xam nga yooyu yëpp daal war nañ ci bàyyi xel mais bon c'est très clair par rapport ak muurum koor et que période bi période du def lu baax la oustaz. waaw période def lu baax la Baye Cheikh ndax barke démb maa ngi ko fi wax dafa am lu jafe yàlla di ñu ko defal à chaque fois yàlla na yàgg nag mooy fekkee am na ñu fekkee woon daaw fekkee ñu ren am na ñu fekkee ren di ñu fekkee déwén yàlla nañu fekkee ay déwén yu bari mu ànd ak wér ak sutura yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne bu la yàlla boo yeewoo teg sa tànk ci suuf yàlla teg may la wér te amuloo benn jafe-jafe pour def sa biir loo dëgërloo nee na suñu borom subhanahu wa taala teggil na la coono àdduna bi yëpp ndax yow boo yeewoo am wér am na koo xamante ni muy xeex ak wér gu yaramam am na ka nga xamante ni bu mënoon joxe li mu am yëpp ngir amaat wér gu yaram dana ko def am na ka nga xamante ni bu mënoon jox si waxin ñu jéggal ma joxe njabootam sax ñu jox ko wér gu yaram dana ko def ndax wér gu yaram moom mooy lépp ndax amul benn xeetu jaamu yàlla bàyyi Cheikh boo mën a def lu dul ne dafa ànd ak li nga xamante ni moom moo di wér gu yaram tey jii mu dum koor li lay may nga am ko ba di ko génnee mooy liggéey te boo wérul doo mën a liggéey te boo liggéeyul doo mën a am la nga xamante ni moom ngay denc ba di si xalaat li nga xamante moom moo di mu dum koor yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag doon na wax ne fukki fan yii bu ñëwee nañu góorgóorlu nañu jaamu yàlla nañu julli nañu jàng alquran waaye itam nañu fexe ba taqwa muy ragal yàlla piété bi nga xamante ni moom la yàlla wax ne moom la bëgg ñu am ko ci koor gi ñu ànd ak moom génne waale ko ak koor gi ba kooru jaween insha allah ndax koor gi nag loo si mën a dégg benn objectif rek moo tax yàlla sant ñu ko mooy ñu ànd si génneale si li nga xamante ni moom moo di ragal yàlla tey ji lu la waay wax nga nekk bu ma dugal dama woor ku lay jëwloo sax nga coupé sa téléphone ku la bëgg a wax loo naka sudul noona ku la bëgg a dem loo fu naka sudul noona loolu lépp ngir sàmman sa diggante ak sa borom moo tax foofu laay tëjee suñu borom subhanahu wa taala dafa waxoon ne as-sawmu lii wa ana ajzi bihi nee ne koor joxu ko benn malaaka délégué wu ko kenn moom moo yor carnet bi di ko netal boppam nee na moom carnet koor yàlla nee na man maa ko yor maa koy netal sama bopp li si des yëpp daf ko délégué ay malaaka comme nag yàllaay noté nañu fexe ba nekk de bons élèves ngir suñu borom subhanahu wa taala mën na jox de bonnes notes moo tax ku yebu sant te wàññi jàmbat bi ndax ku nekk yaa ngi ak sa bos ku nekk yaa ngi ak sa ay jafe-jafe ku nekk yaa ngi ak sa ay stress ku nekk yaa ngi ak sa ay nattu kenn jartañee ndax ñun ñëpp am moo tax su ma gisee ay jàmbaar damay am fierté ji leen xool par exemple ki ñi faati di bëgg a présenté mu ngi am fanweeri at ak benn jigéen la albinos la pour ne pas dire puune nekk jàmbaar day def transformation céréale yenn saa yi ñuy stigmatiser ko rêvam nag mooy développer ay activité am te du ab jàmbatkat parce que jàmbaar la jàmbaar fàqatëdd la Pape Cheikh dafa mel ni wax nga lépp asufal tey mooy suñu jàmbaar ci biir quartier général dañ ko demoon seeti moom nag Pape Cheikh ni nga ko waxee unité de transformation céréalière la yor ba lañ ko dégg nag lu jëm ci wàllum araw meek lu jëm ci wàllu sànqal yooyu yëpp da ciy liggéey Pape Cheikh terewul nag mu yor sëyam nekk di toppatoo njabootam waaye rêvam mooy bërëbu liggéeyukaay bi mu gën ko yaatal ba naataangoom yi nga xam ne dañoo ne ci ay jafe-jafe mu xëcc leen tàggat leen ba ñu am liggéey ñu dem seetaan ni élément bi ñu Habib Faye ak Modou Diop defal dellu siwaat waaw dama ne ci àdduna gannaaw ba nga juddoo ci sa ndey ak sa baay ñu def ci yow jom def ci yow liggéey pour man boo demee bay màgg war nga ko mën a wane waaw yelwaan ñi yelwaan blâmewu ma leen mais man li ma gis mooy du da nga nekk puune rek da nga war dem yelwaani am na yeneen yu fi nekk yoo xamante ne puune mun na ko def comme lii may defar ay transformation fruits et légumes céréales locales a ngi fi lépp a ngi fi pour man daal nekk am handicap warta mun a tax rek ngay tàllal loxo waaw man loolu laa ko gisee waaw mu fier ci loolu nag si fier nag d'être comme je suis mooy albinos bi nga xamante ne man moom laa doon dama ne woon yàlla sax su fekkee ne defuma ko man dama koy def ci sama bopp waaw sant naa ci yàlla bu baax ba ma tegee li ma nangu ko nag man damay wax yelwaan bi tey jii nee naa leen su fekkoon ne féex naa am moyen bu baax li nga xamante ne man li laa yor muy unité de production bi nga xamante ne fii laa nekk man ak samay moromu handicapé damay xool bépp albinos bi nga xamante ne day taxawaalu ci mbedd bi ma jël la fexe la utal formation nga am formation ba beral sa bopp daara arrêté yelwaan bi parce que tamit mënoo am handicap ba pare exposé waat encore une fois ci naaj bi. avec plaisir waaw terew maa def dara nag terew maa def dara maa ngi xëy maa ngi gontu bokk li valide yi man su ma yeboone mën naa plus parce que heure bu ñu yeewu rek man yeewu naa heure bu ko raw. waaw di daan sama doole nag dépendre ma ci kenn avant maa am jëkkër ba ni ma toll nii koo nee astu rek fii Pikine
néew na loolu ñoo xamante ne xamuñu ma. waaw liggéey naa jàng naa internat déjà daara laa def benn ñaar moom fa jógee gis sama yaay di sonn di jaay mu daan jaay ay ndékkeeg yooyu man doom bambara laa. ma ne waa léegi pourquoi pas man parce que doom bu jigéen ñàngaaniwul nday jaay sëriñ ba dama gémme gis sama yaay di araw di fondé di jaay nekk daam brave nag ma ne nag man tam samay tànku yaay laay jël jaay naa liggéey naa mindaan def naa lépp wax dëgg yàlla bañ toog ak bañ ku ma may bugguma nag ku ma may su ma sañoon lu ma am dama koy liggéey sama bopp ci laay gën a yëg sama bopp daal. waaw am naa ñetti doom macha allah dañuy beddi mais dañu ko au lieu que ñu la koy wan mais psychologiquement dañ la koy dundaloo mais man asafal loolu dama ko def képp ki nga xamante ne yaa ngi may dégg di albinos comme man jàppal la nit nga comme nit normal waaw def ko ci sa bopp parce que tamit nit ki li tax ñi lay xool di la naw di la respecté yow loolu yaa koy incarné nit ki soo bëggee ñu respecté la li ngay njëkk a def d'abord mooy nga respecté sa bopp xam fi nga jógee xam yaay kan ñàkk warta mun a tax nga ñànki wala ku la xool rek daal di lay yërëm sagar yi nga am fóotal ba mu set sol yaa ngi dégg booy dugg ci biir nit ñi na nga présentable na nga liggéey bul bañ benn liggéey gaa dañu am problème ak naaj bi suñu vision dafa am problème mais dañuy essayer vivre avec parce que nag yàlla daf ñu fi wàccee pour ñu jaamu yàlla te liggéey ci jaamu yàlla la bokk. boo dee seet bi ñu naan handicapé en tant que tel boo dee seet ñun ñoo tax ñi koy wax mais population bi ñu bëri xamuñu ko déjà am nañ problème mu peau am nañ problème mu vision am problème mu dentiste parfois néew na li ngay gis handicapé rek te amul beneen maladie chronique. néew na ñun ñoo gën a fragile boo dee seet mais nag yàlla moom moo ñu ko teg dañ koy accepter mais nag bu mu tax mukk ñu yaafus man boog taxul ma yaafus waaw parce que am na ñoo xamante ne dañ lay gis bëgg la te yàlla rek tax mais am na ñoo xamante ne dañ lay gis duñ la bëgg d'abord li may souligner sax mooy albinos yu bëri yi nga xamante ne ñu ngi fii amuñu jëkkër sëyuñu defuñu dara. parce que dañuy ragal góor ñi am na ñoo xam dañuy bëgg albinos te yàlla rek tax mais seeni belle famille du ñuy bëgg. sañoon sama famille ak samay famille jëkkër ak ñëpp ñu ma nekkal dañuy nekkandoo ensemble ñu accepté ma en tant que tel en tant que albinos bi nga xamante ne man moom laa doon maag sama jëkkër ñoo dëkk. waaw mu bëgg ma lool nag yërëm ma am na fu ma teg tamit waaw dañ ma rejeté mais nag mënu ma kaa tuddee rejeté. parce que ba tey boo dee seet maa ngi waa ji kon rejet amu fa su ma neexee ma wax ko parce que li tax man famille bi ñoom ñoo nanguwul. waaw belle famille bi waaw am mais nag sama jëkkër moom am benn problème bëgg na ma vraiment accepté na ma comme ni ma mel macha allah aw ma benn problème. su ma geesoo gis samay doom gis sama borom kër gis sama famille ak sama koñ niñ ma encadré damay gën a santaat yàlla damay kontaan damay xëy damay gën a am envie dund. man damay wax yelwaan bi tey jii nee naa leen su fekkoon ne féex naa am moyen bu baax li nga xamante ne man li laa yor muy unité de production bi nga xamante ne fii laa nekk man ak samay moromu handicapé damay xool bépp albinos bi nga xamante ne day taxawaalu ci mbedd bi ma jël la fexe la utal formation nga am formation ba beral sa bopp daara arrêté yelwaan bi parce que tamit mënoo am handicap ba pare exposé waat encore une fois ci naaj bi. c'est vrai que bu ñu continuer ak Assoufal mën nañoo jooyloo ci yërmande mais jàmbaar la ah. moom bëggul sax ku ko yërëm. et puis en toute liberté mu def confession. wax ay wax yoo xamante ni peut-être ni nit sañu ko waxtaanee. Pape Cheikh xam nga loolu mooy franchise ak honnêteté moom la soxna si boole te xam nga boo déggee mu ne la nit doo ñàkk ba pare ñànki. teg ci ne du ma yaafus loolu kàddu jàmbaar moo ko mën. moom nag Assoufal yàlla daf ko booleeg borom kër boo xam ne du albinos. mu bokk ci famille boo xam ne ñoom ñuy juróom-benn di ay albinos mais taxul benn yoon mu tàllal loo xam yaa ngi koy dégg ne nañ dina am problème mu po ndax ku ne xam na ni der bi ak naaj bi léeg-léeg day doon jafe-jafe ndax dafa am lu ñuy soxla léeg-léeg itam mu am problème ci wàllum gët yi ak lu ni mel loolu aussi c'est tout à fait normal. Ils ont besoin de lumière. Tout à fait soxla ay toccukaay yu ñuy du seen yaram ndax naaj bi pour naaj beeg yooyu. waaye ku ko am na leen koy jox mu ngi noonu ñi seetaan xam naa ni bonne volonté yi léegi ñu réagir Pape Cheikh Assou nag li tax ñu war ko mën a jàppale mooy vision wam dafa weesu yor li nga xam ne mooy unité de transformation
formation bi mu yor li mu bëgg Pape Cheikh mooy ñi nga xam ne ay naataangoom lañ amaana amuñu gis-gis bi mu am may machine bi waaw may ko machine bi boole ci ñaar di transformer di ñaw dégg nga lii may naa ko machine loolu waaw asu mi ngi machine bi daam jóob joxe daal gis nga lii may naa ko macha allah Pape Cheikh asu mi ngi seetaan te xam naa ni itam kontaan na lool te kii Pape Cheikh ku gis xam ne ñafekat la soo ko joxee machine dina xam nu muy def ba utiliser ko dina xam nu muy def ba utiliser ko parce que li mu wax moom mooy dafa bëgg albinos yi nga xam ne peut-être ñi ngi ci yeneen jafe-jafe mu fexe ba tàggat leen ñu am liggéey loolu nag moom la ñu indi woon tey ñuy remercier waat encore bu baax a baax Habib Faye ak Modou Diop. adduna dafa métti man je dis souvent yenn saa yi nga dem ci nit yóbbaale sa wali su problème fekk dafa waxul rek boo demee mu ngi armoire si bata de problème. Baye Cheikh gore dafa am solo. wallaay bañ a caalit. te bari na Baye Cheikh lu nit tàbbi ci dara. su lañ ba toon la ca biir. danaan ba dëgg su ma yëgoon du ma wax. tout à fait. waaye kii ñu wane léegi. dafa am cër boo xam ne bii war na ci moom. li tax mu war ci moom léegi-léeg nga dem ci forus yi. ñi nga xam ne nii tubaarkàlla ñoom la yàlla melloo ni moom. te mu am yaakaar. ne bu ñu ko jàppalee ñoo ñëpp dana leen dajale ci benn usine ñu def lii. waaye dimbala ngi noonu. jàppale ko war na de. kon daal na ci ñëpp bàyyi xel. macha allah ndax karaw ñëpp ñoo ko mën. te bu ñu ko defee dina nekk loo xam ne lii ñooñu benn yi bi nekk ci mbedd bi. incha allah kenn dootu leen gis ñu mën a jàppale seen njaboot. day nekk lu am solo. macha allah mais geste bi ci def tam rëy na. nga yokk ci machine. waaw dëgg loolu de courage loolu de mooy gars yi kii apparemment jàmbaar la. loolu mooy gars yi def ko jox machine mën na ci def dara. te kii de xam naa ne koo jox machine moom. léegi mën na doon nekk couturière bu mag. di ñawal tam ay naatangoom. wallaay woo ay naatangoom tam ñu bokk ko ñawandoo. ay naatangoom wax dëgg yàlla moom daal mën daal dëgg daal bii moom. lu ci gars yi def doyul. léeg-léeg sax gars yi critiqué ne dëgg ñu ngi def loolu nit ñi. dafa am ñoo xam ne dañu bëgg a def. te amuñu fu ñu defee. te bu ñu gisee fu ñu def dañ cay def. defa ngi Baye Cheikh. wallaay waaw nañ ci bàyyi xel. Baye Cheikh xam nga nit moom ku doon sàkk sa bopp. te xam nga machine yi mu ngi jar 200 000. macha allah baax na départ bu baax machine bu baax la. kooku sax maa ngi cee wax sama soppe ba libaas aram jàppale. moom tam na ci teg beneen machine. moo ñu may bii déjà. waaw moom na ci teg beneen muy ñaar. jeex na ci teg beneen muy ñaar. kooku Fati incha allah dañu ko coaché. libaas macha allah dama doon wax ne nit bu doon sàkk boppam. ku nekk boo doon sàkk sa bopp nii nga bëgg mel rek ngay mel. waaye yàlla dafa wax ci alquran mu ne. moom moo bind asamaan. moo bind suuf lillahi mulku samawati wal ard yaxluqu ma yashaau yahabu liman yashaau inathan wa yahabu liman yashaau dhukur yàlla nee na maa bind asamaan ak suuf maay xool ku ma neex ma may ko ay góor kese maay xool ku ma neex ma may ko ay jigéen kese ñii ma may leen ay góor ñii ma may leen ay jigéen ñii dama leen di def sax du ñu am doom yàlla nee na loolu man la nga demaat feneen mu ne wa rabbuka yaxluqu ma yashaau wa yaxtaar suñu borom nee na moom mooy bind lu ko soob te mooy tànn lu ko soob mu def ko doomu aadama mais kii jàmbaar la ndax yéen sallallahu alayhi wasallam dafa am lu wax mu ne bijou tuuti atelier 221 nee na pare na bu ñu ko mayee machine bi moom pour mu jàppale ko ci wàllu stylisme création proposition de modèle bijou tuuti que nous remercions atelier 221 alhamdulilah yéen sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne maa akala ahadun taaman qattu xayrun min an yakula min amali yadi wa inna nabiyallahi daawud alayhi salaam nabiyallahi daawud alayhi salaam kaana yakulu min amali yadi nee na doomu aadama loo mën a def si sa biir sa ñàq moo si gën a yay te si lay gën a barkeel la maanaam bañ a tàllal sa loxo di góorgóorlu di liggéey di daan sa doole di dundee sa ñaq nee na ñu ne lu tax mu ne ndax yonte yàlla daawud alayhi salaam mosul dundee lu dul ñaqam mooy li Alaaji Amadou Mbaye Garmi wax kii jàmbaar la kii ku jar a jàppale la ku teg si loxoom dara bii jàppale ko te yàlla rek tax xamal ne si loxo yàlla nga ko teg te boo lebalee yàlla ëllëg bu la fayee nga xam ne lebal nga ku jaroon a lebal Adja Fati kon ñii nga xamante ni ay defkatu lu baax lañ nekk si réew mi bëgg di def te xamuñu ñuy fu ñuy jaar dañuy xool ñu mel ñii ñu leen di jàppale ndax kii kat ku ko jàppale xamal ne suñu borom subhanahu wa taala moo wàccee doomu aadama moo sàkk nit te kenn gënul kenn dëkk ma wax la ko yàlla nee na inna akramakum indallahi atqaakum ki gën si yéen mooy kii ma gën a ragal kii pas-pasam gën a dëggu si man waaw léeg-léeg nag nit am nu ko yàlla binde nit ñi di ko xoole benn bët bi wala yu demee noonu te yàlla nee na yàlla nee na bu benn xeet wala benn peuple di mokke peuple bu benn jigéen di mokke benn jigéen ñu ne lu tax yàlla nee na kenn xamul si yéen kan moo gën kenn xamul si yéen kan laa gën a bëgg si yéen man nga mokke nit fekk na bul xam fu mu toll si yàlla am sam benn waay nit dafa mas a toog olofal si kanamam ñu jéggal ma si kàddu mu dagg saaga kooku ne ko saaga baaxul mu ne ko waay gisoo lu mu def mu ne ko kii xam nga ndeyam ban cër la am si yàlla
waa ji keroog la bàyyi saaga maanaam nit boo xamul ban am la cër si ban cër la am si yàlla bul ko xeeb bul ko ko waxal bul ko ko xoolal waaye itam loo ko mën a jàppale te yàlla rek tax nga jàppale ko te yàlla rek tax Baye Cheikh yàlla amul lu dul ay jaamam te ku dimbali jaamam rek ëllëg yàlla fay la Baye Cheikh. voilà en tout cas Pape Cheikh waaw juste rek waa ci li nga wax ci bijou si tuuti moom c'est pas la première fois muy def yu mel noonu atelier 221 parce que daf doon wax mi ngi ma doon expliquer ne dafa wax ak benn structure bu mag fii ci Sénégal pour mu intégrer leen c'est bien ñoom albinos ak ñeneen aussi ñu leen di dugal ci entreprise ñu liggéey elle a même pris ay mannequins yu koy défilé am na ci koo xamante ni albinos la mais elle est tellement jolie elle est belle buñ ko defaree ba mu toilette ba sol robam yi ba def ñetti paa yi da ngay xam ni kii moo dàq défilé sax Fleur Mbaye tout à fait parce que différence boobu ci am ci suñu diggante ñu doomu aadama loolu mooy charme àddina donc ñu jël leen intégrer leen ci société bi boole leen ci structure yi ñuy liggéey fu ci mel ni Burkina Faso waa am na benn animatrice dafa mel ni image baa ngi ni voilà Pape Cheikh mi ngi noonu rafet ba bëgg a dee mannequin la elle est très jolie voilà boo demee Burkina Faso aussi am na benn star boo xam ne aussi albinos la ci li muy kii moom Mamadou Ndiaye mën nga koo ñaareele elle est trop belle macha allah ku baax nga vraiment kii war naa mën a wujjeek Awa tellement jolie et puis buñ ko defaree ba sañse ko mu défilé gën a jaay sax que ay modèle wala ñu jox ko Bouba Ndour rek mu def ko ñaareel voilà am na benn animatrice bu cartonné ci dëkkam actuellement elle cartonne actuellement et puis elle a tellement confiance Pape Cheikh onde positive yi muy dégager soo ko seetaanee da ngay am envie da nga koy bëgg ci saa si pourquoi parce que dafa gëm boppam gëm li ko yàlla defal loolu Oustaz Assane nag di wax je crois que lu mat a bàyyi xel la muy lu jëm ci wàllu mokke nit Pape Cheikh saboté nit reetaan ko ci peut-être nu muy solo bokku leen style peut-être ci ni ko yàlla bindee loolu moo neex suñu borom donc je crois que mbir la yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la parfois nga def ko ngir reetaan fekk yaa ngi blessé ki nga koy def yooyu aussi ñu war ci bàyyi xel bu baax a baax voilà merci en tout cas Fatou ñu ngi lay gërëm ci kookee nga ñu présenté di Astou Fall bu leen fàtte ndimbal yaa ngi fi tege de même bu fekkee ñoo ngi wax bu leen neexee ngeen dagguñu ñu teral leen 86 128 22 22 oui Mao je pense qu'il veut nous montrer ki nga xam ne ni mooy cartonné Burkina Faso c'est une présentatrice comme modèle pour les albinos c'est ça voilà elle est magnifique waaw moom elle cartonne là-bas c'est comme rakk ñoom Keifa bi jigéen ñoom Keifa Ma Keita voilà moom tamit Salif Keita doy na exemple ak mais Salif rek doon na exemple moom bi nga xam ne ci côté sport elle cartonne aussi waaw kooku sax xam nga sax dafa judd fekk bàyyam am mais Salif doy na exemple bàyyi ci marché yi la doon fanaan ci suufu table yi ñu naan dañuy puune yi mën nañ leen def sacrifice ay nit di ko wër pour daggate ko saraxe ko ndax dégg naa wër sëg la Salif di làqatu ba doon li mu doon tey équivalent su Youssou Ndour la ca Mali bul sori Salif rek doy na exemple wallaay Salif doy na exemple Pape Cheikh voilà les remercier bu baax vraiment jërëjëf voilà donc bu amee ñu nekk ci ligne bi Mao merci doy na vraiment tu es dégourdé professionnel mais dañoo bëgg a jàll ci beneen étape puisqu'il est minuit et les invités attendent derrière impacté yi jàngalekat yi la am na ci ñoo xamante ni dégg naa sax ñu naan bu dee dañoo amee ay jàngoro mun nañu bañ dem jàngale ji ci bu ñu ubbee école yi mais Covid bi dafa laal domaine yu bëri surtout wàllu njàng mi ak njàngale mi ba laal sax il paraît projet yu mag yi nga xam ne ni amoon nañu ko pour njàng mi ak njàngale mi may mun a gay bambaloo effectivement Pape Cheikh mu nekk ay projets yu mag yoo xamante ni état bi ak ay partenaires am dañ ko mettre woon sur pied wala boog ñu prévoir woon ko parce que tey booy xool première mesure yi nga xamante ni moo am si Covid bi rek mooy ni que dañu arrêté xale yi nga xamante ni ñoom ñooy dem école maintenant comme tout état dañuy am ay partenaires privés yoo xamante ni dañuy liggéey ak ñoom ñuy planifier am ay projets yu mag yoo xam ne dañ koy mettre en phase wala en exécution donc bi Covid bi amee nag donc amoon projet yu bëri yoo xamante ni dañ ko on a jugé utile dem xool ak ñoom déjà xaalis boobu finalement fan lay jëm ak yan projet lañ amoon et éventuellement projet yooyu Pape Cheikh léegi nan la ñuy def pour remettre ko sur pied dans les années à venir demoon nañu seeti ki nga xamante ni moom mooy directeur planification ak réforme bu ministère de l'éducation nationale nañ ko déglu seetaan. Première mesure bi gouvernement bi jël pour mën a limiter impact bi au niveau du Sénégal mooy mu arrêter école yi pour limiter propagation bi te école yi moom comme mooy suñu matière su arrêté rek daanaka ñun suñu liggéey day sooxe ci benn wàll mais day gën a bari ci beneen wàll ndax comme école yi dañoo taxaw ñun saa yu ñu xëyee dañuy dox ci nu ñu mën a fexee xale yooyu nekkatul ci classe yi nekk ci kër yi ñu mën leen a aar ba pare mën a continuer njàng bi ci biir kër yi changé na suñu plan yi ñu amoon au début
ci année scolaire bi pour mën a doxal école yi waaye changé na liggéey bi ndax toppatuñu ay élèves yu nekk ci biir école waaye léegi dañuy topp ay élèves yu nekk ci biir kër donc day gën a metti surtout que déplacement yi limité na enseignants yi nekkatuñoo ak élèves yi mais néanmoins lépp lu ñu mën a def ba nga xamante ne xale yooyu ñu continuer jàng rek ñu ngi koy def. dañu am benn document stratégique bu ñuy tuddee paquet mooy document bi nga xamante ne moo jokk ci plan Sénégal émergent bi nga xamante ne ci lañ tënk lépp luy mbirum jàng depuis préscolaire ba université ñeenti ministère seq ko ministère famille ministère éducation ministère enseignement supérieur ak ministère formation professionnelle ñu bokk ak partenaires yi déggoo ci li ñu war a def ci diiru ay at ci loolu la ñuy dindi at bu ne ñu ne lii lañ na ma def ci mbirum njàng maintenant daf ci bëri ay projets yi nga xamante ne dañ ko sekk ak partenaires yi yu ñu ciy jàppale pour que ñu mën a atteindre objectif yooyu dañuy toogandoog ñoom at bu ne daat ne balay at biy jeex lii lañ na ma def pour que école yi gën a mën a ñoŋ maintenant projet yi day intervenir ci fànn yu bëri ci tabax ay classes day intervenir ci équiper écoles yi former enseignants yi lépp lu ñu mën a def ba écoles yi nekk ci qualité rek projet yooyu ci loolu la ñuy dox. maintenant projet yooyu gannaaw ba ñu defee seen planification annuelle li ñuy wax PTBA at bi yëpp ba ñu toggee ne lii lañ bëgg a def lii dab ñu nañu tëralee woon ni noonu la ñuy intervenir. nga xam ne dañ ko basé woon sur ay élèves yu nekk ci biir classe dafa perturbé wu ba mu perturbé woo nag am na secteur yu bëri am na lu bëri nu ñu laale mais ñu ngi toog di réfléchir sur comment est-ce que la ñu mën a intégrer maladie bi intégrer li nga xamante ne mooy mesures barrières yi intégrer un peu le choc mais continuer quand même à offrir le service loolu la ñu nekk di réfléchir saa yu ñu xëyee pour que projet yooyu yëpp ñu mën leen restructurer réorienter leen ci nouvelle donne bi avant même ñu tëj école yi ministre dafa joxoon ay orientation pour ñu mettre en place un comité de crise boobu am ay commission mu am ñeenti commission ci biir commission yooyu am na commission yi nga xamante ne day permettre xale yi ñu continuer jàng seen kër am na yi nga xamante ne day continuer sensibilisation sur les gestes barrières am na bi nga xamante ne lu def lu dul préparer reprise bi donc du ñu xaar ba nga xamante ne suba la ñu war a ubbi ñu ne dañ ciy xalaat balaa ñuy tëj école yi ministre waxoon nañu créer comité de reprise pour permettre que durant crise bi yëpp ñu réfléchir ci biir rôle lu comité de crise boobu moom moo teg plusieurs scénarios c'est-à-dire kañ la ñuy mën a jàngi est-ce que dañuy jàngi tey tout de suite fii ak weer fii ak ñaari weer wala bu demee ba tar est-ce que dañuy continuer yooyu yëpp technicien yu ministère bi ñu ngi ciy xalaat ci biir xalaat boobu ci la ñu xool aussi projet lépp luy projet fii nga xamoon na amoon PTBA mooy li nga xamante ne moom la nama liggéey ci at bi ak ressources yi ñu xool li nga xamante ne du priorité trop ndax mënatuñ ko dérouler ndax xale yi nekkatuñ ci école yi te dafa lié woon ak activité wu enseignants yi ak élèves yi si biir école yi yooyu dañ ko mettre en veilleuse li nga xamante ne mën nañ ko dérouler te mu nekk à distance ñu def loolu yenn yi nga xamante ne nag dafa ñu dab te muy ay soxla yu bees ñu xool ci ressources yi fi nekkoon nan lañ koy transférer réorienter. voilà donc Cheikh naa laam lañ doon déglu ci njàng mi ak impact yi nga xam ne ni crise bi indi na ko surtout ci grand projet yi nga xam ne ni ñoo ngi ko jagleeloon njàngale mi may mun a. voilà Pape Cheikh li nga wax noonu la Cheikh naa laam nekk directeur planification ak réforme bu ministère de l'éducation nationale donc bu ñu xoolee rek ci tënk moom li mu wax mooy ni que ñoom dañu am ay projets yu mag projet yooyu nag bokk na ci bi nga xamante ni moom mooy paquet nag projet la boo xamante ni moom dañ ko tiré si plan Sénégal émergent bi muy jëm si li nga xamante ni moom mooy éducation au Sénégal donc moom mooy tënk lépp luy projet lu jëm si wàll ak stratégie si wàllu éducation fii au Sénégal jëlee ko maternelle jàpp université loolu nag ñu ngi ko sekk entre 4 ministères muy ministère de la famille ministère de l'éducation ministère de l'enseignement supérieur ak ministère de la formation professionnelle donc projet yi moom bi ñu demee ba nga xamante ni crise bi am na dañu xool projet yi nga xamante ni Pape Cheikh mënul ñàkk
ñàkk wala yoo xamante ni daal vraiment c'est c'est pas nécessaire yooyu ñu mujj ko reporter bu ñu demee ñu gis projet yi nga xamante ni nag mooy projet phare yoo xamante ni jàpp nañ ni il faut ñu exécuter ko ñu xool par rapport ak ressources yi nan la ñuy def ba exécuter ko donc si lañ ñëw def li nga xamante ni moom mooy installer benn comité de pilotage ak comité de crise comité bi nag dafa am ñetti rôle benn bi mooy fexe ba éducation bi continuer c'est-à-dire xale yi di jàng loolu moo tax ñoom dem nañ ba installer benn canal benn chaîne ci canal bi boo xamante ni ministère de l'éducation nationale ci boppam moom mooy joxe programme yi en dehors de programme yi nga xam ne gis nañ télé yi mel ni TFM ak yeneen télé yi commencé di ko def parce que il faudrait que éducation bi continuer pour ñu bañ a perdre année bi beneen rôle bi ñu def aussi mooy rôle de sensibilisation sur les gestes barrières c'est-à-dire xale yi même bu fekkee toog nañu seen kër dinañ continuer di leen sensibiliser pour ñoom ñu mun a maytu maladie bi même bu fekkee nekk na seen kër troisième volet bi nga xamante ni nag moo gën a essentiel mooy ñu préparer leen à la reprise des cours parce que nekkul ni que tey école dafa tëj wala mu nekk ni que xale yi duñu mës a jàngi jiwaat donc bien vrai que toog nañ seen kër dinañ nekk di def ay méthode ak ay initiatives yoo xamante ni dinañ préparer xale yi pour bu ñuy ñëwaat école aussi ñu mën a xam gestes barrières yi xam li nga xamante ni moom la ñu war a def pour vraiment bañ a am maladie bi maintenant par rapport ak li nga xamante ni dina compliqué Pape Cheikh parce que déjà le 2 ñi nga xamante ni ñu ngi nekk classe d'examen war nañu dem mais ñoom déjà on essaie de les maintenir ñu nekk voilà ñuy jàng ba tey te moom lu mu wax nee na en terme de coût loolu dafa gën a metti ci ñoom parce que tey fi nga xamante ni da nga doon am 50 wala 100 xale yoo xamante ni dañuy jàng nga boole leen ak benn professeur tey da ngay jéem xale bu nekk nga fekk ko këram te il faut xale bu nekk mun a am li nga xamante ni moom mooy service public d'éducation donc coût bi nga xamante ni da nga ko doon supporter pour 100 élèves ci benn classe da nga koy supporter pour chaque élève di nga fexe ba élève bu nekk doo xam ay conditions parents am est-ce que am nañ moyen pour am wifi pour am internet voilà du ñëpp a ko am donc dafay metti ba pare xale bi aussi dafa am benn rôle boo xamante ni ministère bi ak état da koy am ci moom muy sécurité sauvegarder ko sàmm xale bi donc yooyu noonu yëpp ñoom dañuy war a def dispositif boo xamante ni loolu yëpp dafay fekk ji xale bi këram nee na nag loolu moo tax coût yi dafay gën a metti que coût yi nga xamante ni moom la ñu prévoir oon donc en termes de projet Pape Cheikh bu ñu ko mënee résumer mooy ni que projet yi nga xamante ni vraiment ñoom jàpp nañ ni mën na xaar dañ ko reporter ba yeneen année yi maintenant coût yi dañuy jàpp ni que peut-être projet yi amul mais coût yi dafay gën a yokk parce que en dehors de budget bi nga xamante ni dañ ko établir woon il faut que ñoom ñu defaat yeneen budget yoo xamante ni pour permettre xale yi ñu bañ a désapprendre ensuite pour mën a maintenir seen niveau d'information par rapport aux gestes barrières et enfin def li nga xamante ni moom mooy prévention ak préparation des élèves pour ñu mën a ñëwaat fi nga xamante ni moom mooy école. En termes de préparation j'ai vu léegi nii un commentaire de mon petit frère Pape Doudou et il a raison les parents d'élèves ont un rôle essentiel pour la reprise fi mu ne dëgg la jàngalekat yeeg y a tout ça mais fi mu ne parents d'élèves yi ñoom am nañ ci rôle bu mag a mag ci reprise bi waaw. am nañ ci responsabilité parce que déjà il faudrait que ñu maintenir leen ñu am. xam nga tey xale bu toogee 3 mois jàngul rek dafay perdre rythme day perdre fil déjà il faudrait que bu fekkee ne que dispositif bi état bi mettre na ko en place parent bi mooy jël relais pour que xale bi mu mun a accéder à loolu c'est-à-dire utal ko internet veiller à ce que mu ngi connecté wu à temps wala bu fekkee ay émissions yoo xamante ni ñu ngi jàll ci télé bi mu veille ñoom ñu veiller à xale bi di suivre programme yooyu selon niveau bi mu nekk wala classe bi nga xamante ni moom la nekk donc rôle relais la ñu am par rapport ak mais surtout ñu jàppale leen ci biir kër yi c'est vrai que émission télé yeeg yooyu yëpp c'est important mais ci biir kër yi moom góorgóorlu rek sacrifice la mais am na parents yoo xamante ni Pape Cheikh su leen seen xale seen doom yi joxee sax kay leçon pour rester duñu xam xale bi li nga xamante ni mu ngi koy jàng parce que tey peut-être niveau d'apprentissage comme sama maam dóorkat bi man bi ma màggee laa xam ne sama maam mënu woon sax liir waaw bëri na réciter loo wax daal lay xëbal ba nga xamante ni yow par la force da ngay réciter bu baax bi ma màggee laa xam ne nekk moom si ngay comprendre moom mënul woon liir bëri na ci parents yoo xamante ni su leen xale yi joxee exercice dañuy dugg ci internet bi xoolaat xamaat pour mun a dégg na pas Elimane Ndour noonu la meloon bu Youssou Ndour ne mu ne ko paa yi dañoo mën a xëbale mais loolu mën nga ko def xale yi ba tey c'est-à-dire boo récité wul doo nelaw
waaw tu me diras. tiital xale yomb naa xëbal. waaw xale moom yomb naa xëbal ba pare xale tam da ngay am comme rek ñuy wax bâton carotte donc dina am ay initiative wala ay mesures yoo xam ne boo ko defee di nga mun permettre di nga ko mun daal mettre dans les bonnes bases pour mu jàng normalement. mais parents yi comme ni nga ko waxee Pape Cheikh dañu am rôle bu essentiel. état bi am rôle régalien c'est-à-dire mettre dispositif bi assurer la continuité du service mais je pense que c'est un travail boo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko war a def muy état di parents di sax ñi nga xamante ni dañu nekk ci kër gi te juróoguñu mooy ay frères et sœurs et tout je pense daal c'est un ensemble boo xamante ni dafa war a am cohésion pour que projet yi nga xamante ni état bi di ko teg Pape Cheikh au niveau de la famille wala au niveau de la maison mu mën a am continuité. voilà très intéressant en tout cas yàlla baax na. espérons que daal affaire bi dina passé ba ñu am li ñu daan dundee comme il faut et voilà donc projet yooyu nga wax jëm ci wàllu njàng mi ak njàngale mi day dem ci yeneen. année parce que Covid bi Pape Cheikh on parle début bi muy commencé nit ñi dañ doon wax ay 3 mois 6 mois maintenant on parle de 2 ans pour vivre avec cette maladie espérant que dina dañ définitivement donc dañuy dem ba finalement question de l'heure mooy apprendre à vivre avec la maladie plutôt que di xaar maladie bi dem donc du coup da ngay gis dispositif étatique bi ñu ngi commencé waat di ko mettre en place di ko huiler projet yi mu ngi continuer parce que comme ni nga ko xamee instant bi bu ñu toogaatee lu yàgg économie bi mooy sooxe parce que ñëpp commencé nañ yuuxu nit yi amatuñu xaalis nit yaa ngi toog seen kër am ay dépenses et tout mënatuñ ko def donc ce qui fait que de plus en plus ñu ngi commencé daal di mettre à dispositif bi en place en essayant de vivre avec cette maladie là tout en espérant que dina fi jóge bu gaaw. en tout cas borom hôtelier ak borom restaurant yi ñu ngi jooy de actuellement. ay bokk ci ñi nga xamante ni ñoom la ñuy woowee les impactés di ñi coronavirus bi laal indi ay rëkk-rëkk ci seen liggéey xam nga ni ñoom ñi ngi jokk ci ministère du tourisme ñoom nag boobu ak léegi bàyyi jafe-jafe yi sax yaakaaroon nañ ni dinañ ko mën gérer mais mel na ni ñoom ak patron yi tamit ils parlent plus le même langage parce que patron yi li nga xamante ni moom la ñu wax moom la ñu perte bi Covid bi duggee Sénégal ak léegi xaw na takku naam ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo di liggéeykat yi weddi nañ sax yooyu les chiffres na wax nañ ni ñoom am nañu chiffres yi nga xamante ni moom moo gën fekk nañu waxtaan ak Pape Béranger Ngom moom moo jiite OFOR di kuréel gi nga xamante ni moo ëmb ñiy liggéey ci wàllu restauration ak hôtellerie ñu xooli ko del siwaat feebar bi mu ñëwee vraiment dafa mettre en arrêt activité touristique yépp parce que président moo génn ne kat nañu tëj hôtel yi ak bar yi ak restaurant yi ñun sax bokk nañ ci ñi nga xam ne xelaloon nañ ko pour mu tëj ko parce que boobu bëgguñu woon feebar bi propagé wu nekk ci biir dëkk bi di fi law parce que comme feebar la boo xamante ne virus bi dafa gaaw a dugg ci nit te bëggul yenn dajaloo yi te qui parle de restauration hôtellerie xam ne service moom boo koy def xam nga foog nga jege nit ki te comme feebar bi dañ koy importer ñu ne bon donc nañu arrêté activité bi ci la patronat hôtelier yi génn ne kat ñoom dañu perte 250 milliards génnaat ne dañuy def licenciement économique te loolu yëpp bi mu amee biñ ko saytoo loolu dara amu ci parce que biñ ko évaluer yëpp selon l'ANFD l'agence nationale des statistiques et de la démographie xam na ni ils ont perdu 157 milliards parce que ñoom dañu déclaré 250 milliards 157 milliards yi mooy les agences de voyage ay 50 milliards restauration 56 milliards hébergement muy hôtellerie muy hébergement 51 milliards boo ko xaymaa muy 157 milliards ñu génnaat ne dañuy def licenciement économique mais li xel mënul nangu mooy naka la nit di liggéey ak yow pendant 10 ans d'années 15 ans 20 ans nga gagné assez de bénéfices dugal sa poche xaalis ba mu fees 3 mois jot nga ne mënuloo ko supporter il a fallu un cri de cœur. L'État est sorti ne leen comme yéen a ngi jooy ne
voilà déggatuñu mais defe naa mën nga koo indiwaat riiw defe naa riiw la de ci jamonoy bande ak cassette riiwal loolu ndax mu ngi wax lu am solo am na ci ñoo xam ne ni sax dañuy ragal mujjee fayit. bien sûr Pape bu fekkee ni sax amul ñoo xamante ne dem nañu ci chômage comme ni mu ko waxee moom Pape Béranger parce que wax na ko nee na bi nga xamee ni jafe-jafe yi commencé na am ba ñu tëj yenn ci ay hôtel ak restaurant patronat bi di patron yi nga xamante ni ñoom moom yenn ci ay hôtel ak yenn ci ay restaurant ñoom à la base ils avaient dit que dañuy wàññi peut-être payoor gi ñi ki nga xamante ne moom moo di état bu Sénégal am na itamit ay dogal yi mu jël ngir moom itam mën a aar ñi nga xamante ni ñoom ñoo di liggéeykat yi parce que bu ñu bàyyee xëj metti na quand même pour les entreprises c'est difficile pour tout le monde mais bu ñu bàyyee ñi nga xamante ne ñoom ñoo di entreprises yi ñu licencier ñëpp ñi ñu am ci ay liggéeykat dina ci ñi muy metti ci famille itam dina bari parce que li jara bàyyi xel mooy bu ñu bàyyi xel benn employé bi ñuy fay mais nañu bàyyi xel toute cette chaîne bi nga xamante ne moo nekk ci ginnaawam papam yaayam soxnaam wala borom këram doomam ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ci ginnaaw ki nga xamante ne moom la ñu licencié donc ñi nga ñu dem xooliwaat peut-être li des ci élément bi après ñu ñëwaat. Les agences de voyage avaient 50 milliards restauration 56 milliards hébergement muy hôtellerie muy hébergement 51 milliards boo ko xaymaa muy 157 milliards ñu génnaat ne dañuy def licenciement économique mais li xel mënul nangu mooy naka la nit di liggéey ak yow pendant 10 ans d'années 15 ans 20 ans nga gagné assez de bénéfices dugal sa poche xaalis ba mu fees 3 mois jot nga ne mënuloo ko supporter il a fallu un cri de cœur. L'État est sorti ne leen comme yéen a ngi jooy ne du ngeen am xaalis pour mën a supporter loolu yëpp charge yooyu pendant 3 mois léegi l'État a mis en place un fonds de bonification de 200 milliards à la BNDE ba pare joxaat leen 15 milliards pour le crédit hôtelier ne leen tey maa ngi leen di wax ngeen dem foofu uti xaalis ku ci ut xaalis ba mu loo xamante ne tey romb na 20 millions dem di nga fay 3,5% bu fekkee ne 20 millions la wala gën koo wàcc ci suuf 2% kon xam nga état jàppale na leen ñoom pour vraiment ñu bañ a wax ne seen ay établissement tey dafay nekk en faillite wala seen établissement tey doxul kon l'État a mis des mesures d'accompagnement ba pare état deselatu leen dara l'État a fait tout ce qu'il devait faire mais seulement ce sont pas des enfants de cœur maintenant beneen affaire bi ci tegu mooy c'est l'après Covid ñun foofu la ñuy xaar état parce que ce qu'on attend de l'État c'est l'après Covid. Voilà donc am na ci ñu mu metti mais am na itam parallèlement ci ñu mu mettiwul des hôteliers qui sont soutenus par l'État quand même. voilà ñooñu ñooy patron yi mi ngi koy wax parce que mu ngi wax ni tey ñoom ñooñu nga xamante ni ñoom ñooy wax dañu am manquement wu 250 milliards ce qu'il a rejeté ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ak patron yi parce que ñii ñooy liggéeykat yi mais dafa am ay patron ci ginnaaw mu ne li ñu ñàkk matul 250 milliards c'est plutôt 157 milliards mu ne te bu ñu xalaatee ni que y a 10 ans 20 ans 15 ans ou 30 ans li ñu leen liggéeyal yépp donc 3 ou 4 mois bi nga xamante ne ci la ñu nekk ci crise ñoom war nañu mën a gérer seen personnel leneen li mooy état bi itamit bàyyi comme ni nga ko waxee mu ngi leen di jàppale parce que teg nañu fonds wu 200 milliards ca BNDE ngir képp koo xamante ne xëy na jàpp nga ni di nga am tolof nga dem fa ngir ñu mën la jox ci koppar yooyu ngir sa liggéey bañ a suux bu fekkee ni àgg na ci 20 millions di nga fay 3,2% peut-être taux bi bu fekkee juumuma bu fekkee àggul li nga xamante ni moom moo di 20 millions lu toll ci 2% wala lu teg tuuti 2% moom ngay daal di fay donc c'est comme pour dire que état bi jàpp na ci sans compter ak yeneen 15 milliards yoo xamante ni état moo ko génnee pour crédit hôtelier donc ñoom tey bu ñu nee bu patron yi waxee ni dañuy wàññi seen salaire dem ba ci bëgg licencier ñenn ñi parce que wax ci wàllu crise économique ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo di liggéeykat yi itamit duñ ko nangu parce que ñoom xam nañu lépp li nga xamante ne moom moo di dogal ak taxawaay bi état bu Sénégal taxaw ngir mën a jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo di patron yi bu yooyu itam nañ ko wax
am na ci ay borom hôtel yu ciy génn. yu ciy génn ba tey effectivement. donc tey mooy ñoom li ñu wax que am na ci ñoo xamante ni ils veulent profiter peut-être de cette crise là. pour am benn taxawaay bu ñu bëgg a am seen diggante ak employés yi. te loolu la employés yi dul nangu. parce que moom laa doon wax sànq. aujourd'hui il faut pas seulement penser à cette personne là bi ñu nar a licencier wala bi ñu war a wàññi salaire am mais y a toute une famille qui est derrière nga xamante ni ñoom xëj na benn nit boobu moom mooy defe naa kenn du ko def. voilà parce que tamit yenn ci ay patron Pape même en dehors des patrons yi nga xamante ne ñoo nekk ci wàllu hôtellerie patron yu bëri tey dañuy wax ni état employé yi la gën a jël en charge que employeur bi maintenant xëj na état yi tamit moo xam li tax mu taxawee taxawaay boobu mais en tout cas li am solo tey ci secteur bi nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee mooy que ñoom wax nañ ko état teg na ay fonds ngir mën a jàppale patron yi ba seen ay hôtel mën a bañ dem ci faillite wala seen ay restaurant donc ñoom tey li tax ñoom ak seen ay employés ils parlent plus le même langage loolu rek la parce que employés yi ñoom pour ñoom il n'est pas question ñuy wàññi salaire wala ñuy dàq kenn koo xamante ne yaa ngi liggéey foofu. dàq ñu mais ñu ngi ajusté salaire yi entreprise yëpp ñu ngi ajusté am na ñu fayee ku defee naa 70%. man jot na ma këyit boo xamante ne ci suñu entreprise bi jàng na ma ko de. nee ñu du ñu joxe avance Korité yi ren. on est tous impactés dama jàngee lettre bi ay impact lañu mais ni mu amee ñi nga xamante ne ñu ngi réajusté pour wàññi salaire ñooñu la noonu la ñeneen di craindre ñu wàññi ñenn ci personnel bi te loolu moo nar a metti en fait tout comme am na patron yoo xamante ni bàyyi dañu woo seen ay employés pour waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne moom moo di situation bi pour que ensemble ñu mën a trouver ay solutions mais am na ñoo xam ne dañu bëgg toog ñoom itamit ci seen côté di jël ay décisions yu radicales yooyu mooy indi jafe-jafe ci seen digg ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen di liggéeyal. yàlla baax na moom kay yàlla baax na tout le monde est impacté géwél yi ils sont plus que impactés. ñun daal sax mbay xamuloo ko buñ la ko waxee àddina yëngu ñun daal mbay bu sël yooyu bu giir dem ak neen bàyyi Cheikh nañu xam ne lii lu fi jaar rek la. lii kay de matu ko. na dem rek. jaru ko. na dem rek. lépp loo xam ne lii tàbbi na ci kaw nit ñi tubaarkalla nanu maslaa rek seet ni ko rafetale ñu rafetal ko ba mu rafet. te xam ne bu jàllee daal kenn du ñaaw. wallaahi waaye wax dëgg yàlla dëgg nag. koo xam ne ki def na ci yow 50 ans. ñetti weer rek tàbbi nga bëgg koo teg lu ma attanu. bul saalit waaw dëgg jaaduwul. merci Thioro sujet bu am solo nga indi tey donc ñooñu ay impacté lañu. je rappelle que ñu ngi waaj nag dalal ñaari mbër yi mën nañ cee profité rek nuyu Cheikh Tidiane Diagne de l'autre côté tey sport la ñuy waxtaanee dañuy waxtaanee politique dañuy waxtaanee mag ñi dañuy waxtaanee tarixa yi ñun lépp la ñuy waxtaanee. tey nag exceptionnellement ni ñu koy defee at bu jot ci quartier général bon ok d'accord nañu ko wane rek comme takkalaguñu ko micro ñu xam ni Cheikh Tidiane Diagne ngi fi Balla ngi ci ginnaaw Gris Bordeaux ngi ci ginnaaw invité surprise bi itam pour ñu waxtaanee pajum cosaan itam mu ngi ci ginnaaw xanaa àggaliwaat rek laataa ñuy fekki Sophie fa mu nekk ak li mu ñuy toggal tey ñun jot nañ fi ay xëdd yu bëri xam naa Sophie tey sa togg bi dina lamb waaye dañ la bàyyi nga togg rek jot na ma fi ay plateau yoo xam ne ay bong bong ak ay fattaaya xaw ma déli koko la xaw ma lan la daal waaye nur na ma lu neex lool jógee ci nos encouragements et félicitations à Pape Cheikh Diallo bàyyi leen Pape Cheikh Diallo El Hadj Pape Cheikh Makada Metti et toute son équipe du quartier général Happy Ndogo donc c'est de la part de Sunu Bise groupe ak monsieur Siba Cissé nekk Dubaï merci suma xarit Moubarak Wade moo ñu yóbbante lii di gërëm tamit Cheikh Alsane Sène moom it nit ku baax ki Chasti yàlla na taxawaayam yàgg moom it ñu ngi koy gërëm bu baax Marcel Diagne suma xaritu démb moom it borom Diamniadio Lake City merci pour tout ce que tu fais ci dëkk bi ñu ngi lay gërëm bu baax gërëm tamit suñu beneen grand di Gallo Ba directeur général bu SOGIP Gallo itam ñu ngi koy gërëm bu baax c'est un jeune très dégourdi jaar na ba tàyyi ci quartier général moom it ñu ngi koy gërëm bu baax soxna Ami Mbacké DAGE bu ministère de l'emploi de la formation professionnelle de l'artisanat Ami Mbacké itam sët la waaye taalibe la ñu ngi koy ndokkeel bu baax di ko gërëm fàttewuñu Sadibou moom da baax construction Sadibou itam suñu rakk la nekk gune gu jàmbaare sax donc Sadibou da baax construction ñu ngi koy gërëm Moussa Niang ak fondation 221 Sophie Diop mi nga xam ne yàqu ci dara ñoom it ñu ngi leen di gërëm bu baax ci jàppandal gi donc ñu jël beneen téléspectateur très rapidement laataa nag ñuy xuus ci gan yi ñëw tey gërëm tamit Kati création tey daf ma simple rek defal ma bolog boo xamee ni mën ngeen ko commande ñu livrer leen et fait de très belles tenues ñaw wa set
boo ci toiletto diggante turki njaaree mag grand mbubb wala bolog bu gudd rek bu mel ni bii ma sol nu mu gënee simple mën ngeen ko am chez Cathy Création donc je donne le numéro téléphone très rapidement ndax fan yëpp ñu ngi may laaj ki la ñaawal luy numéro am damaa joxe numéro bi ba tey waaye léegi nii su ma ko joxee dina am ko ma woo ne ma c'est qui t'a habillé voilà donc numéro téléphone baa ngi noonu pour Cathy Création mën ngeen ko woo directement ci 77 631 52 52 77 631 52 52 garam bu yeeg sabadoor yi moo koy defar donc moom it ñu ngi koy gërëm bu baax ci jàppandalam ci quartier général bi Sophie ak li mu ñuy toggal tey dañu koy fekk fa nu ko ber bu ko defee mu wax ñu li mu ñu toggal tey naka la ñu ko war a organiser ci kër yi comme xëdd